asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm seen émission toi-même tu sais mois de la femme mars mois de la femme oblige ñi nga xamante ne moom mooy dernier jour tey weer bi nga xamante ne jagleel nañ ko jigéen ñi ba tax na nag ñu amal leen plateau spécial bu toi-même tu sais un plateau complètement féminin ci lépp nag jëm ci wàllum actualité du net actualité sociale ci la ñu bokk 14-15 millions de problèmes c'est toujours un honneur et un plaisir de vous servir vous chers téléspectateurs nga xamante ne yéenay safoo di ñu seetaan comme ni ñu koy defee saay su nekk bu ngoon jotee à partir de 17h ñu wa ànd ak yéen ci lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllum actualité aujourd'hui nag am nañ ki nga xamante ne moom mooy Fatim Lo Mamita ñu gën koo xam ci tur boobu nag moom mooy daal di faram fàcce li nga xamante ne moom mooy actualité internationale Mamita nuyu naa la ziar naa la. Léna Mbaye maa ngi lay fay bu baax a baax. ana la moo gën a fës ci xibaaru bitim réew. ñu tàmbalee fi nga xam ne ni que mooy Niger foofu nag daanaka jot nañ fa am benn attaque boo xam ne nii président bi lañ bëggoon a def ab coup d'état mais li ci jot a fës moo di jot nañ leen coup d'état foiré ndaxte jot nañ leen a jàpp ki ci nekk nag ci bopp bi mu di capitaine u escadrille Kourouza Amadou moom nag jot nañ ko teg loxo gannaaw nag li ñu jot a xam moo di capitale nigérienne bi tey dafa yeewu ci ab li nga xam ne ni moo di ab attaque ndaxte armée bi moom nag daanaka dafa fas bëggoon dugg ci nga fi nga xam ne ni moo di palais présidentiel bi ak benn groupe militaire ki ko jiite mu di capitaine escadrille Kourouza Amadou moom nag daanaka moo ngi nekkoon ci booru ñetti pick-up mitraillette tentative coup d'état boobu nag abutiru ndaxte ñi nga xam ne ni ñooy garde du corps yi ñoom daanaka ñoo ko jot ñoo def en sorte ba li ni mel muntu antu te li ni mel rek daanaka moo ngi ñëw ñaari fan laata président bu bees bi fas yéene amal li nga xam ne ni moo di prestation de serment président bi di Mohamed Bazoum ñu dem nag fi nga xam ne ni moo di Niger ba tey ji ak arrestation bi nit ñi di firndeel ni que tentative bi ba tey ji daanaka dafa jote avorté balaa laata Niger nag ñu dem fi nga xam ne ni moo di Côte d'Ivoire foofu Laurent Gbagbo daanaka acquitté nañ ko ci appel chambre d'appel de la cour pénale internationale moom nag confirmé na acquittement bi Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé prononcé nañ ko ci première instance ci 15 janvier 2019 décision boobu nag daanaka ñëw na ubbi voie wu retouru président ki fi nekkoon njiitu Côte d'Ivoire ci réewam dina mën a delluwaat foofu daanaka ndaxte acquitté nañ ko ci bépp tuuma boo xam ne tegoon nañ ko. ñu dem fi nga xam ne ni moo di Birmanie foofu ñu jot fa gis ni que ki nga xam ne dañ ko fi jàppoon loxo ndax da doon def coup d'état 1er février bi ñu jógee ki nga xam ne mooy dirigeante civile Birmanie Aung San Suu Kyi moom nag daanaka dafa jotee def benn entretien foofu nag ñuy firndeel ni que avocat am di naan ni que tey ji tribunal bi wax na ko déglu suba 1er avril ONU nag moo ngi jéem a ut position boo xam ne dina mën a tax ba ñaari parti yépp mën a déggoo laata loolu nag entreprise étrangère touriste yi nag ñoom tamit ñoo ngi xool nu ñuy def ba mën a positionné wu. moom mi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay at ba tey ji kenn autorisé wu ko mu gisanteek ak équipe de défense am li nga xam ne moo di avocat wam ak yi ni mel entretien bi nga xam ne journal RFI moom jot na ko amal sax daanaka ay policiers ñoo fa nekkoon ci commissariat bi ngir ñu mën koo déglu fële ca Birmanie suñu sukkandikoo nag ci avocat wam benn audience bi fas yéene nañ ko amal jeudi fi nga xam ne ni moo di tribunal bi vidéoconférence bi ñu xam ne moom lañ jot a def entretien bi moom nag lu tax sax mu jot a am ndaxte pression internationale bee tax ngir ñu mën a xool ki nga xam ne ni moo di Aung San Suu Kyi ndaxte mu ngi ci wérgu yaram bu mucc ayib wala déet. ñu dem nag ca France ak journal bi di Figaro muy firndeel ni que waa France ñoom daanaka xamatuñu fu ñu war a mën a teg seen tànk ndax feebar bi ba tey ji moo ngi gën di yokk tey Macron am benn pression ndax tey ñi nga xam ne mu ñuy liggéeyee ci këru docteur yi ñoo ngi koy wax mu durcir li nga xam ne moo di confinement bi dem ci confinement total mais mu mel ni Macron moom mu ngi ut ay voies et moyens ba bu ñu yegg ci confinement boobu mais li ñu jot a nemmeeku moo di feebar bi ni mu fa nekkee ba tey ji dafa jéggi day
maillot. ñi dem fi nga xam ne ni ñu waxtaan ba tey ci wàllum équipe France ñi dem fi nga xam ne ni moo di équipe ak tey li mu titré mu di des bleus d'attaque tey jii mu mel ni ñu fas yéene amal benn match boo xam ne dina leen yóbbu ci fi nga xam ne moo di qualification coupe du monde waaye nag lu ñu ci jot a nemmeeku mu di bleu yi ñoom pare nañ ngir jàkkaarloo bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñooy waa Bosnie match bi nag ñu fas yéene ko amal tey jii su 18h45 jotee dina nag tax ñu mën a am légèreté boo xam ne tey jii dinañ mën a wax li nga xam ne ni moo di seeni qualification li moo jot a fës ci wàllum actualité internationale Leena Mbaye. Merci beaucoup Adjaratou Fatim Lo dafa mel ni léegi yow lañ laa war a jël sax nga def li nga xamante ne mooy actualité internationale. est-ce que doo ma woo ci plateau boobu ma lay wax ci wàllum wér-gu-yaram gënul. waaw bu la ci neex rek boo ci bëgg en tout cas dañ ko defee moom yaaññi na loolu ci li nga xamante ne moom la ñuy tëjee weeru mars bi nga xamante ne moom la ñu jagleel la femme waaye balaa ngay dem dañ lay laaj nag sa gis-gis Fatim ci li nga xamante ne moom mooy actualité du net bu njëkk bi ñu waxtaanee li nga xamante ne moo jotoon a xew saccage foofu noonu ca magasin Auchan gis nañu nag ñu yóbbu ñetti employé ci fi nga xamante ne moom mooy yoon fa mbaxane doone benn ci biir ñetti employé yooyu sax wàññi nañ ci kenn koo xamante ne dafa wannu lor moom it bokkaale na ci ñi nga xamante ne ñoom lañu yóbbu ca yoon nga am ci man jàngat tax man gis comme ni ñu koy faral di waxee rek fii ci Sénégal ak ci réewum Afrique ak nu mu munti doon ñoom saay su nekk dañuy bëgg a teg benn responsable ci ay affaires yu mënti am gisoon nañ ni que ndaw ñi mënoon nañ ne benn colère meroon nañ lool bëggoon fësal seen i mer saccagé ñi nga xam ne ni waa France ñoo ko moom ñëw xool Auchan yi jël fa ay lekk jël fa lu leen neex mais tey jii au fait ñoom dafa mel ni xalaatuñu woon conséquences yi parce que ay Auchan yu bëri tey jii fas yéene wuñu ubbi waat ndax ba tey jii ñoo ngi tëj koor gee ngi ñëw te gisoon nañ bu baax ni que Auchan amoon na fi place ci koor gi dimbalu jaboot la woon pour askanu Sénégal quoi qu'on puisse dire dootoo woon gis ni que ñu ne suukar yokku na mais suukar su yokkee ci marché ba la mais pas ci biir Auchan tey mu tamit mel ne comme suñu frères yi nga xam ne ni ñoom ñoo ngi ci biir Auchan yi di liggéey tey mën naa ne ni ñu si bëri ragal nañ ndax peut-être dinañ leen yóbbu ci chômage comme ni ma ko waxee rek ci début bi lii moom mooy conséquence su tey jëfu li ñu jot a def ci li nga xam ne moo di manifestation yi. merci beaucoup ma ravissante ci ce point de vue bi nga xamante ne jot nga ko faram-fàccee ñu ngi lay jaajëfal. ma lay jaajëfal Leena Mbaye. merci beaucoup ñu daal di wéyal li nga xamante ne moom mooy seen émission Toi-même tu sais comme ni ñu koy defee saa si nekk te comme dañu ne weer bi njeextalu weeru mars la weer bi nga xamante ne jagleel nañ ko jigéen ñi dañuy def nuyu spécial à toutes les femmes qui nous regardent yi nga xamante ne moo ñuy seetaan ci plateforme digitale DTV muy Instagram DTV ak fi nga xamante ne moom mooy Facebook DTV YouTube DTV rawatina ñi nga xamante ne nag ñooy góor yi ñu seetaan ñu ngi nuyu di ziar seen i soxna ñu ngi nuyu di ziar seen i sœur ñu ngi nuyu di ziar ñi nga xamante ne tamit ñoo di seen ay waajur yu jigéen comme mois de la femme la ñu wax moom la ñuy clôturer en beauté di nuyu di ziar ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Kumba Samb keneen ku ma ci limul rek jàppal ni nuyu na ñaari loxo ki nga xamante ne mooy sa soxna wala bépp jigéen bi nga xamante ne mi ngi sa biir kër buñ ko waxee nag tey dañuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Mame Diarra bu ñu waxee Mame Diarra tur boobu nag nekk exemple ci biir famille fii ci Sénégal nekk exemple ci diine waaye tamit boobu li tur ku ko dégg xel yëpp dem ci ki nga xamante ne moom mooy Cheikhul Khadim Rasoul Mame Diarra nuyu naa la ziar naa la. loo ma defoon yëpp baal naa la ko maa la wax di yow loo ma def rek baal naa la ko loo may waaj a def sax baal naa la ko. maa ngi lay delloo ziar Leena Salif di la nuyu bu baax a baax di nuyu suñu invité bi mu bokkal plateau bi di nuyu Rosalie naa nuyu Awa rek comme dañuy clôturer weeru jigéen ñi te xam nga maa ngi moom dañoo xaw a laale naa ko nuyu rek amul benn problème di nuyu Awa sama xarit la nag di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan DTV la magie de la télé di leen wax ne tey la ñuy clôturer li nga xam ne mooy mois de la femme di nuyu sama invité bi macha allah di leen wax ne rek ñu defati suñu mën rek delloo buum ca mbooy ga. merci beaucoup à notre Mame Diarra notre point fashion national et international di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Kona Diop Kona couturière maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay Awa. di la ziar di la sa wàccuwaay di la def maa yéen a ngi si jàmm bu baax di nuyu waa plateau bi yëpp. ñu ngi ci jàmm di leen ziar bu baax a baax. merci beaucoup on a aussi le plaisir dalal fi ki nga xamante ne moom mooy madame Khady Diop Sow di leen fàttali moom mooy présidente du réseau des femmes ànd liggéey responsable politique APR madame Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci plateau Toi-même tu sais. waaw ne maa ngi lay ziar si weeru jigéen ñi ndax nee naa leen mois de mars c'est le mois des femmes di nuyu Awa ak Rosalie mi bokkal plateau bi ak suñu sëriñ suñu yaay
soxna Maam Jaara ak sama naataango bi Kuna di nuyu aussi borom kër gi di ñaan émission TMTC ñaan ndax émission yëpp yi fi mosoon na jaar te mu gën a jëm si kanam. dina ko dàq parce que ñaari jóobeen jàkkaarloo benn njaayeen ça va être compliqué hein en tout cas Mbadou Rosalie Ndiaye mi ngi noonu de gis nga du yomb de wala añ sala ñu jox ko rek boolu ceeb. non man kay damaa ñëw fekk li fi nekkoon yëpp ñu nee nañ yaa ko lekk kenn leen lekkul dara mbaa doo sa xool sa càmmiñ Sall bi may profité de l'occasion waaw di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyuwaale Fatou Seye ak sama jeg Yacine Fall di leen ñaanal daal macha allah yàlla may leen njaboot gu barkeel. merci beaucoup en tout cas madame Khady Diop Sow waaye tamit c'est toujours un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec notre ravissante Casassise Awa Badji nuyu naa la ziar naa Leena maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte rek dalal fi suñu invité yi di nuyu également Rosalie ak Mame Diarra sama xuloowaale waaye di nuyu tamit téléspectateurs yi c'est un plaisir chaque jour ñi xëy di jàkkaarloog ñoom rawatina nag li nga xam ne moo di mois de mars bi képp ñëpp xam nañ ni DTV moom defu ko 8 mars rek defu ko benn journée internationale moom dafa jël weer bi yëpp ne weer bi da koy jagleel jigéen yi kon c'est un réel plaisir di sargal képp kuy jigéen ci domaine boo munti nekk foo munti nekk rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Léna Salif Mbaye. merci beaucoup Awa elle est là notre ravissante journaliste Rosalie Marguerite Ndiaye en face de deux Diobène waaye muñal rek comme tey moom amoo ko la ci jàppale ma xaw la indi waroon ngeen ko xoolaat waaw vraiment baa ma indi mag rek épaulé la da Sall bi ngeen nekk fi baa ma remplacer la Papa Sall neew fi moom comme que yaa ngi fi amul benn problème en tout cas c'est un plaisir c'est toujours un plaisir de retrouver le plateau même si bu faama ne duma ci bokk garaawul quoi di nuyu suñu invité nuyu Awa ak ñoom Diarra ak invité am donc comme niñ ko waxee rek mois de la femme on termine en beauté c'est un programme spécial boo xam ne dañ ko jagle woon ñi nga xam ne ñoo di jigéen yi léegi gis nañ lépp li nga xamante ne nag jot nañ ko fee def wane nañ itam jàmbaartewu jigéen ndax yemuñu rek ci kër yi ñu ngi partout fépp foo dem secteur boo dem di nga fa fekk jigéen yi te loolu fierté lay doon saa su ne boo nekkee jigéen di ci waxtaane en tout cas le jaune te va trop bien merci waaye lii moom bu ko sumee ko de ko continuer ki nga xamante ne tamit moo di Ndama Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar en tant que femme waxuma Mame Thierno de Ndama maa ngi lay nuyu di la ziar xam di nga xam lan laay wax tout de suite ñu jaare ci li nga xamante ne moom mooy actualité du net ñu ànd ci Awa Badji. Awa tey ñu nar a waxtaanee saccage bi nga xamante ne gis nañ ko foofu ca magasin Auchan yi Auchan nag ci boppam moo traîné en justice 3 de ses employés dont une femme enceinte. effectivement Léna Salif Mbaye mu nekk nag xibaar boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Seneweb moom nag muy wax gannaaw rek saccage yu magasin yu Auchan yi nga xam ne nag moom lañ fi nemmeeku ci jamono bi ñu génn ak émeute yi nga xam ne daal dina fay amoon mu mel ni nag Auchan daal dina yóbbu ñett ci ay employés yoo xam ne nag fa lañ doon liggéeyee ñu nekk nag ay soxna kenn ki sax moom dafa wan lor ñoom ñooñee di wuyoo ci turu Koddu Sali Gueye Mbayang Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Marie Claude ñoom nag daal dinañ leen yóbbu ci tribunal ba noppi ñi jàkkaarloog juge bi niki rek daal di démb waaye nag bu ñu sukkandikoo ci source a mi nga xam ne nag moo fësal bile xibaar niki mercredi bi tey moom nag ñi ngi wax ni ñi nga xam ne rek ñoo di soxna yi lañ leen toppee rek mooy dañoo booloo daal di ànd rek daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon saccagé yooyu les entreprises Auchan nag daal di leen ni jiiñ ni ñoo sàcc seen i ay coffre ak it seen i ay perruque ci magasin yu si mel ni bu Sacré-Cœur ak bu Mermoz ginnaaw émeute yi nga xam ne amoon na fi te rek ñu tegoon loxo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba tey ci xibaar yi moom Seneweb mi ngi xamal ni nag ñett soxna yooyee daal dinañ leen di tëj lu tollu 2 at yoo xam ne sursis la maanaam duñ ko tëdd ba noppi nag ñi nar a rek joxe somme bi nga xam ne mi ngi toll ci 100 000 francs kenn ku nekk ci yooyu les soxna Léna Salif Mbaye. merci beaucoup nga am ci ban jàngat tey bu ñuy wax ñu clôturer li nga xamante ne moo di mois de la femme nga dégg lu ne. waaw aw may di la féliciter ci sa publi reportage bi nga def. ne may wax ne loolu lu metti la ndax aussi jigéen li xam si moom mooy daan dooleem yóbbu si biir njabootam. mais jigéen bu ñu demee ba tey mu am ay accusations yoo xam ne vraiment yow yu pertinente ni ma ko mën a tuddee maanaam loo xam ne metti na. parce que jëlale naa sax ki nga xam ne dafa war na lor mais kii si nekk jigéen rek en tant que jigéen rek muy lu tiis parce que tamit dëgg la fooy liggéey
yaa ngi fa doon liggéey di fa daan sa doole boo sañoon lu baax moo fay yokk waaye daal bu ñuy gaawantu nañuy seet ndax aussi tamit man xalaat naa jigéen place am si liggéeyukaay mooy defar mais du yàq mais bu fekkee ne nag attroupement yu mel noonu dafa am ba mu toll fi mu toll ñëpp si jaxasoo ku si bokk ak ku si bokkul koo xalaatul ñëpp si bokk mais su ko defee tamit ñu taxaw seetlu xool ne ne peut-être ay jigéen lañ te ba ñu nekkee si liggéeyukaay ba dañu jógoon pour defar ko waaye jóguñu woon pour yàq ñu xool nag nan lañ leen di jàppale ba ñu mën a génn si li te ñu jox leen seen liggéey ñu liggéey parce que man loolu laay njëkk a xeex jigéen fu muy liggéey dañ ko fa war a bàyyi dañ ko war a jàppale kon maa ngi koy déplorer nag di leen massaw coono parce que benn jour police rek dafa metti waxtu ñu dal ba tribunal ba di la juger donc loolu moom maa ngi leen di massaw bu baax a baax a baax. d'accord merci beaucoup Mame Diarra. lu ñuy nakarlu Léna Salif ndax xam nga ne jigéen moom ku xam jigéen xam ne dafa nekk magasin bu am doole boo xam ne lépp loo xam ne lu jóge ci suñu borom la rek moom la ko dénk ba tax na lépp loo xam ne dafay andi ñaawteef wala ay loo xam ne du neex a dégg duñ ko séentu te duñ ko rafetlu ci li nga xam ne mooy jigéen waaye aussi ñu xool li tax loolu am lan moo leen motiver ba ñu war a mën a bokk ci foofu nga xam ne dañ fa nekkoon di fa daan seen doole ak liggéey làmb sa poos faj sa soxla ni mu neexee lan moo waral ñu dem ba bokk ci loolu ci la yàq boobu noonu ñu xam ne aussi Auchan ay doomi sénégalais ñoo ciy liggéey actuellement nii ñaata nit ñoo toog ñu doon liggéey ci Auchan te liggéeyatuñu yooyu noonu dañ ko war di bàyyi xel que ni manifestation yi bu amee gis nga lu ci mel ni jigéen lu ci mel ni xale lu ci mel ni mag troisième âge ak handicapé ñoo ciy gën a sonn loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax kon ni aussi ñu xam ne affaire bi yëpp ci Sénégal la loo fi gis rek dañ ko waxtaanee dafa gën lool balaa ñuy def dara ñu waxtaanee ko moo ko gën. merci beaucoup Mame Diarra ku ne. waa di ñaawlu loolu trop jigéen moom kenn ku ko teg loo xam ne daal lu metti na waaye nag kenn xamul daal lu waral loolu bañ téye leen noonu ba pare Auchan moom xale yi bu ñu ko yàqee yàqaluñ ko kenn sénégalais lañ ko yàqal ndax doomu sénégalais yee fii liggéey buñ meratee ba léegi dañoo war a xool li ñuy def ak li ñuy yàq ndax doomu sénégalais yi kese ñoo fi liggéey fi ñu toll nii ñu yàqal bari na torop ñu toog liggéeyu ñu baree bari di ko ñaawlu bu baax a baax. Merci beaucoup. Elle vient de nous rejoindre, notre invitée Sophie Ndiaye Sy, di présidente du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon. Sophie Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. Merci beaucoup Rosalie. sa jàngat sa gis-gis ci li nga xamante ne moom mooy actualité bi ñuy tudd jigéen ci ay mbir yoo xamante ne ay mbiru sàcc la ak association de malfaiteurs déjà parce que defe naa ni jigéen war na nekk royukaay ci biir askan wi war na am benn taxawaay boo xamante ne fu ñu ko gis rek dañu war di roy si moom saa su ne mais bu fekkee ni ci ay association de malfaiteurs dañ koy tudd rawatina kenn koo xamante ne tamit dafa dem ba dafa war nu lor comme niñ koy waxee ñu koy teg ay daan yu ni mel war nañ ci jàngat aussi lan moo ko war a motiver lan moo leen motiver à ce que ñuy dem ba def acte yu mel noonu si réellement ñoom ñoo ko def aussi ça war nañ ci bàyyi xel waaw merci bien beaucoup. vrai que jugé nañ leen teg nañ leen sursis mais aussi lan moo leen motiver réellement bu ñu mën a dem kii day am manifestation day am nga yaakaar ni duñ la identifier ci yenn yi donc defe naa ni commencé nañ identifier ñenn ñi nga xamante ne def nañ ay ñaawteef nañ xaar peut-être ba xam fan nañuy mujjee ci li nga xamante ne moom moo fi mujjee woon am ci émeutes yooyu noonu mais aussi lancer un appel surtout jigéen ñi ñuy xoolaat bu baax seen taxawaay dans la société parce que ay exemple lañ waxatoon. d'accord merci beaucoup Rosalie Ndeye Sophie ñu defaratal la rek résumé bi pour rek nga wax ñu sa point de vue ak sa gis-gis foofu noonu ca Auchan li nga xamante ne jotoon nañ fa gis ci manifestation yi ñu jàpp ne dafa am ñetti jigéen ñi nga xamante ne dañoo dajaloo daal di waaj li nga xamante ne moom mooy sàcc yi nga xamante ne jot nañ ko fa saytu bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne mooy information yi ñu jot am na ci kenn koo xamante ne sax dafa wann lor ba fu mu toll nii joon teg na ci ñoom loxo ba ñu àtte leen ñu war a fay li nga xamante ne moom mooy 100 000 francs waaye tamit ñu daal di leen condamné ku ci nekk ñaari weer ak sursis nga am ci ban jàngat tax ban gis-gis. D'abord vraiment di métti lu situation bi surtout bi ñu waxee su doon sax ak ku manti doon dafa metti waxuma la nag bu ñu tuddee ne ay jigéen la man bi ma ko gisee tey affaire bi daf ma choqué dama tiit ba pare ma am lu ma métti parce que yaakaar naa ni tey bu ñu demee ba dañoo toll foo xam ne tey jigéen ñi def nañ ay vraiment ay jéego yu bari yoo xam te ni boo xoolee yenn saa problème bu amee ñoom la ñuy wax ne ñoom ñooy def médiation bi
tey bu ñu demee ñu ne ñoom ñoo nekk derrière yenn kii manifestation saccage yoo xam ne ñu ngi ko doon def si biir Auchan tamit def ñuy metti et loolu tamit yaakaar naa jàngat bi si gën a war a def mooy tamit il faut ñu jéem a xoolaat encadrement bi yaakaar naa ni dañ koy tàmm di wax dañuy renforcer y a l'éducation de base mais war nañ ko gën a dooleel gën koo xoolaat gën koo renforcer parce que jàngat bi ñu war a jël ci manifestation bi de façon générale mooy loolu noonu xam nga bu ñu tàmmee di wax ne suñu réew vraiment réew boo xam ne jàmm la réew boo xam ne vraiment teranga la yooyu noonu ñu dem ba benn bés rek ñu xëy genre ak gis actes yi day remettre en cause vision bi nga xam te ñu ngi ko doon am ci réew mi yaakaaroon na ñu demoon na ba stable amoon na stabilité mais nag li tax na ba stabilité boobu noonu il faut ñu xoolaat ko est-ce que réellement stabilité am na est-ce que réellement tamit renforcement bi nga xam ne ñu ngi koy jox jigéen ñi est-ce que desul amul loo xam ne desul ci quelque part boo xam ne dañ ko war a defaraat donc yaakaar naa tey mu nekk ci jigéen ñi nekk ci association mu nekk jigéen ñi nekk ci gox-goxaat yi bàjjen gox yooyu yëpp tey suñu rôle tey suñu objectif ak suñu mission mooy ñu jéem a xool ci biir gox yi ñuy dëkk naka la ñuy gën a waxtaanee askan wi dafa am solo trop parce que tamit yaakaar naa ni fu ñu waxee taxawaay boo xam te ni nit da ko war a am ci société jigéen moo siy jiitu parce que jigéen mooy yaay mooy sœur mooy yar njaboot te tamit mooy jubbanti. yaakaar naa ne côté boobu il faudra vraiment ñu bàyyi ci xel lu baax a baax. merci beaucoup jigéen mooy société ci boppam aw. Léna xam nga lu ñu naan ay du yem ci bopp borom. parce que bu ñu xamoon ni coow lii nga xam ne fii la tàmbalee fii lay mujjee nit ñi sax duñ ko gëm mais man li may gën a accentuer wu rek ci li ni mel li nga xam ne moom la ñuy gis ni moo am mooy que ni nit buy liggéey da nga koy jox àkkam ak yelleefam mettre ko dans de très bonnes conditions parce que tey am na yenn conditions yoo xam ne buñ la fa tegee boo fa nekkee nit bu ñëw pour guerre la sax du ko mën a def parce que day fekk yow matale nga lépp naam kenn mënul matale lépp mais day fekk yow tu es aisé tu es bien ba société bi moo lay aar ba yow doo soxla leneenu nit xam nga tey émeute bi ñëpp gis nañ ni muy góor muy jigéen dañ doon seetaan ci réseaux sociaux yi ay vidéo yoo xam ne ay nit ñu dem di jëli ci Auchan yi wala feneen ak feneen nit ñi dañ koy seetaan di ree gisuñ si woon benn problème mais tey le fait que tey ñii ñuy traîner leen devant la justice affaire bi dafay métti nit ñi du coup tey bu fekkoon ñoom seen employé tey nekk nañ ci très bonne condition ñi ngi ci lépp aar nañ leen ci lépp garantir nañ ak lu fi mënta am duñu leen soxlal seeni dërëm parce que dañu naan man kat lii ñii jox nañ ma sama àq ak sama yelleef ñi ngi may fay lu wax kon soxla lu ma leen seeni dërëm même émeute yi bu amee nit ñi seen kanam ñuy toj ak a yàq ñoom duñu soxla jël dara dañuy dem seen yoon kon il faudra tamit état wu Sénégal mu dimbali ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi ci bépp bërëb boo xam ne dañ ciy liggéey rawatina ñi nga xam ne dañu nekk ay étranger ñëw ci réew mi ne dañuy investir pour ñoom am ci waaye tamit nag bu ñu ñëwee ba suñu dëkk pour investir nañ ñu am loo xam ne ñun sénégalais yi dañ ciy sentir suñu bopp bu baax a baax mu am lu bari loo xam ne dañ koy am mais bu fekkee tey investisseur bi dafa jóge ci réewam ñëw ci réew mi tey indi fi dara liggéey ba pare lu muy gagné moo ëpp que ñun réew mi luñ ciy gis suñu bopp vraiment loolu ce n'est pas intéressant naam sax ñi ngi jël ay sénégalais mais est-ce que ñoom liñ ciy gagné tey pourcentage boobu est-ce que réewu Sénégal am na ci c'est à revoir état bi xoolaat bu baax liggéeykat yi ci bërëb bu mënti doon ñi leen di jox seen i àq ak seen i yelleef lii nag vraiment ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy méttlu tamit ndax ay soxna lañu rawatina ki nga xam ne dafa war na lor Léna. merci beaucoup en tout cas Awa dégg nañu ñëpp ki nga xamante ne joxe na seen point de vue man de xam naa dinaa xaw a gën a wàcc tuuti parce que dañu ne ci information yi nga xamante ne jot nañ ko am que ñoom ñett dañoo daal di dajaloo vol en réunion avec infraction waaye tamit ñu bàyyi xel ci lan la ñu sàcc ci luñ leen di moom la ñu sàcc muy koppar ak perruque greffage koppar ak greffage jamono ji en 2021 moment bi ñuy wax jigéen fu mu toll nii ban position la war a nekk jigéen ban position la war a toog xam nga tey boo ma ne woon sax jël na ay bagage dinaa ne xëy na xalaat na duggam li muy lekk ak li muy naan Sénégal lii fi dafa métti mais koppar ak greffage c'est que ñun tamit waraat nañ xoolaat suñu bopp ci ñu xool ñan la ñuy roy ci ñu xool ci ñan la ñu war a jël exemple ci ñu xool ci ñan la ñu war a taxawaay la ñu war a am ñun en tant que femme parce que tey même bu nekkee motif bu nekkee tey bu ngay bind journaux yi boo lire doo di perruque et coffre lu ci nekk mooy koppar xaalis doylu tamit dañ ko war a xoolaat ci ñun doylu parce que doylu ndax boo nekkee ci bërëb di liggéey ñu lay fay ñaar téeméer te ñaar téeméer yooyu nga doylu ci
buñ dafa tegaloon du ci tolloog périg ak coffre noonu nga koy rombee dem sa doo ko soxla. dafa am yenn taxawaay yoo xamante ne ñun tamit jigéen dañ ko war a xoolaat ñun ñi suñu jëm bopp xam ñan la ñuy jël modèle périg yi ñu koy takk ñoom Beyoncé ki ñoom Rihanna ñan la ñuy jël modèle ñun ñan ñoo fi nekk comme référence ñan la ñu war a bàyyi xel c'est que foog ñu xoolaat ñu xam yan genre nit dañu bëgg a roy suñu yaay yi yan taxawaay la ñu am parce que kenn du dem di tudd yaay jàmbur te bàyyi sa yaay suñu maam yi lan lañ fi bàyyi parce que ñun tamit il est temps que ñun en tant que femme ñu xool lan la ñu bëgg jur ëllëg le nouveau type de Sénégalais qu'on veut mettre au monde pour kooku tey ëllëg ci biir bu ñu demee bu ñu wax à des lendemains meilleurs pour un Sénégal émergent ñu xam ci ban société lu jugal lay jug parce que ñii tey seen tur mi ci internet bi ku ci jur doom tey ñu ne ko sa yaay dafa sàcc jiwoon perruque wala coffre neexul ci xol dëgg la du dëgg takk na ba pare am na wala amul seen der tilim na ci ba pare c'est que tam sa der buy tilim mu tilim ci li nga xamante ne fierté la ñu wax ci loo xamante ne fierté la que muy tilim ci ay greffage ak perruque c'est que ñun tamit dañu war a xoolaat suñu bopp au moment où on parle des réseaux sociaux entre guillemets des vidéos au moment où on parle ci ay affaire mystique lu nekk ñu koy dégg à chaque fois bu ñu jeexee ba ci biir jigéen am na ci pàcc loxoom dugg na ci pour lan ban taxawaay la ñu war a gën a saytu jëm naa ne loolu tamit dañ ko war a gën a bàyyi xel effectivement histoire léegi nag ñu dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi actualité politique et sociale ñu sur le plateau de Toi Même Tu Sais. De retour sur ce plateau Rosalie ñu nar a waxtaanee nag tey waxtaan boo xamante ne tàmbale nañ ko léegi muy combat des femmes muy loolu combat des femmes utopie ou réaliste. Ouais. Xam nga bu ma nee utopie est-ce que du rêve déjà bu ñuy xalaat un monde meilleur des femmes vraiment responsables des femmes yoo xamante ne présidente de la République des femmes qui ont yenn taxawaay yi ci biir société bi est-ce que du rêve déjà wala ñu ngi ci réalité bi combat bi nga xamante ne ñu ngi koy mëne déjà est-ce que nekk na combat boo xam ni ñun ñii di jigéenu Sénégal comprendre nañ ko. Rosalie maa ngi jël leen maa ngi këf baat bi sax si Rosalie mais loolu yëpp boo ko gisee mooy jigéen si boppam est-ce que xam na boppam ndax jigéen lu fi am rek ku fi falu président jigéen ñee la fal ku fi falu leneen jigéen ñee la fal te jigéen moo jur wàll yu moo jur président moo jur imam moo jur leneen lu fi baax jigéen ñee ko jur waaw mais jigéen est-ce que jox nañ ko valeur am si tey jamono biñ toll te nag ma di la wax leen lépp loo fi gis ñu réaliser ko mu baax jigéen ñi ko def boo demee si banque yi ñëpp fa nekk di gën a sonn jigéen ñi la góor ñi boo ko xoolee tuuti lay doon ak yeneen ak yeneen si structure yëpp yooyu gis mais nag da ngay ñëw toog nangu wàcce sa bopp bañ a xëccoo gore xam nga nit ñi wax naan nit mën naa gore te du dem gore mën na ngaa am ngor te doon dem gare loolu nag bu nekkee si nit maanaam sa gis-gis maanaam ak li nga war a am bu fekkee ne da nga teey wala da nga dal duñ la fàttali ko waaye nag ñii ñu nekkal ñu suñuy góor di suñu càmmañ ñoom ñoo war a xam ne jigéen dafa am valeur jigéen dafa am lu ñu ko war a dooleel jigéen comme man je suis présidente des femmes du réseau Andi Liggéey ñu nekk plus de 4000 personnes parce que ñun dañoo am calebasse boo xam ne 220 personnes la yoo xam ne chaque dimanche dañuy regrouper sama kër di natt 2500 mu nekk 500000 ñu amal yeneen calebasse affiliées yoo xam ne 20 calebasse lañ nekk à peu près 3000 personnes boolewul nag ak ñi nga xamante ne dafa génn au niveau des Parcelles Assainies ñu nekk di liggéey mais dama wax ne chaque dimanche chaque mois ñu joxe 2 millions jëm si jigéen ñi du lu ñuy lebal mais lu ñu liggéey la mais loolu tey jii jigéen ñooñu nga boole tey élection jot nga ne leen jóg leen dama bëgg jàppale président de la République Macky Sall comme ni nga xamante ne noonu lañ ko defoon en 2012 di ko accompagner ba léegi ba fi ñu toll nii boo demee Parcelles Assainies boo fa waxee ban réseau moo fa nekk dañ naan réseau des femmes Andi Liggéey bu Parcelles Assainies nous sommes incontournables au niveau des Parcelles mais lu nekk dañ koy def nañ fa assemblée générale boo xam ne mois de décembre jël 10 millions si suñu kees financé ko waaw kooku neex naa dimbali. parce que kooku nga jox mu jàppale jigéen te émancipation de la femme la ñuy wax parce que jigéen boo ko jàppale nga góor parce que la mu am da koy delloo si biir kër gi mais en retour jigéen ñi duñu gis dara ba fi ñuy wax yow phrase te bu jóg jotee ñooy jóg en premier la faute à qui est-ce que du yéen tamit ak seen organisation moom moo demee nu ni mel ba ku ñëw jaar si yéen ku bëgg a am dara jaar ci jigéen ñi dem yootu ko am ko et puis après fàtte leen ngeen reprendre à zéro ci seen calebasse. mais xam nga la femme est généreuse jigéen dafa laa biir jigéen
tey boo ñëwee si moom wax ko ne ko man kat lii laay xëccu dama bëgg nga ñu jàppale ma nangam même boo ko joxee sa kàddu yëg ko parce que yëg ñoom yëg la ñuy jàpp nit boo leen yëgee rek yaa leen moom xoolatuñu boobu muñ si am xoolatuñu daal muñ si am ñun en ce qui nous concerne bu ñu xoolee ñun li ñu dajale yëpp suñu mbooloo ak ay moyens logistiques ak yeneen ak yeneen yoo xam même bu ñu dem fonds politique sax ñun ñoo koy joxe suñu bopp parce que du autonomie mais du rëy mais aussi dañu gëm suñu bopp mais loolu nag dafa war a am un retour loo xamante ne ñooñu war nañu xool lan lañ leen di njukkale pour ñu war a mën a delluwaat si askan wi jàppal leen surtout fi mu nekk nii xam nga l'emploi des jeunes dafa taxaw nit ñaa ngi toog naan xale yi dañu war a liggéey mais ñun xale yi ñu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi leen utal liggéey te ñu ngay liggéey ñii ñu ngi nekk si transformation bi ñii ñu ngi nekk si culture bi ñii ñu ngi nekk si maraîchage ñii ngi nekk si art bi ñu di leen jàppale si loolu nga xamante ne moom la ñuy yëngu ndax boo ko xoolee 8 mars bii weesu rek ñun lan lañ def réseau ànd liggéey dañu jël 20 unités yi nekk au niveau de Parcelles Assainies invité imam yëpp ñu ñëw parce que nee naa leen ku sonn boo demee imam ngay seeti nekk sama ordonnance ngi wala sama kayit ngi te ñoom amuñu en retour dara ñu oo leen ñu ñëw ñu jox leen ay kit alimentaire ñu wàcceel ñu kaamil jour bi ñu wàcceele kaamil bés boobu la bés bi sedd man na maa wax ne sax xañ ne 20 imam yooyu ñaan googu ñu ñaan yàlla ruus na leen te ay jigéen a ko def de ñëw leen oo ne leen ñëw leen ngeen wàccal ñu kaamil ñaanal réew mi jàmm ñaanal président de la République jàmm ñaanal tey gox yi nga xamante ne moom lañ nekk muy Parcelles Assainies jàmm ñaanal suñu responsable yi nga fa nekk jàmm te loolu jigéen a ko def te nag dañu leen di fàtte loolu nag dama yaakaar ne xañ na yàlla du fay ay wax bàyyi jëf ndax boo dee liggéey di liggéey bu yàggee yàlla dina la mës a uy ji mais est-ce que yéen yéen a fàtte seen bopp tamit. non mënuñu fàtte suñu bopp. daal la parce que wax nga fi seen calebasse bi ak 500000 yi nga xamante ne da ngeen koy am tous les dimanches. pour xool noo leen koy tasee mu delluwaat ci biir njaboot bi loolu benn la. ñaareel bi di xaalis bi nga xam ne moo di fonds yi boo ko dajalee ba weer bi dee dina yegg ci 2 millions. léegi xaalis boobu noonu ci benn fraction de seconde jigéen mën na koo taal. ci naka si xew yeeg. ndaje yeeg yeneen yi nga xamante ne moom ngeen di def au finish du am benn njëriñ da ngeen di dajale pour après dooraat ko si benn affaire boo xamante ne amalu leen njëriñ moo tax ma ne est-ce que combat bi nga xamante ne moom ngeen di mëne yéen jigéen yi pour nekk au devant de la scène pour am benn taxawaay bi émancipation de la femme leadership féminin concept yi bëri nañ mais est-ce que réellement comprendre ngeen ko si parce que ñun au niveau des Parcelles Assainies ñi nga xamante ne tey ñu nga ubbi ay magasin ay sac lañ daan yor doon jaay ku su mel ni Rock Jaw mën naa cité turam léegi elle a une grande boutique te ñoo ko préfinancé woon muy liggéey ndànk-ndànk ba am boutique am kooku jaay lu xaalisam de yóbbu ko si ay xew parce que ñun dañu am suivi maanaam bu ñu la joxee dara dañu xool suivi bi boobu lan ngay def parce que du ñu jox ko liggéeyul ñii liggéey maanaam ñi ngi si fëgg jaay bi ñee ngi defal karaw sax karaw boo xam ne da nga koy defal léegi congelé ko ku mel ni Adja Aw Dieng mi nga xam ne mooy yor réseau andi liggéey du ma di ko nuyu au passage moom formé nañu suñu femme yëpp eau de javel savon ba tey jii fi mu nekk ñun dañuy defar di jaayaat suñu bopp xam nga loolu productif la. loolu liggéey la. loolu la jigéen ñi yëpp di def de moom la ñuy def. waaw mais xam nga transformation. mais nag xam nga léegi li ngay jaay nga jëndaat ko sa bopp nga jëndaat ko sa bopp ba pare mu revenir la des bénéfices c'est important moo gën tey nga jël ko soloo ko wala nga dem def ko ay ngénte wala nga def ko leneen donc ñun loolu ñuy def ñu ngi si ñu ngi si gis maanaam résultat bi nga xamante ne. moo si nekk xanaa kay góor ñi kay ñoo war a jàppale waat jigéen ñi jox leen seen cër même question pour Sophie Ndiaye ànd nga ci li mu wax en tout cas comme ni mu wax ànd naa si jigéen ñi ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ sànq Rosalie mi ngi naan rêve ou utopie ou réaliste man dama naan rêve boo xam te ne la suñ aîné suñ maam yi dañ koo géntu mu nekk réalité mais réalité bi naka lañ koy gérer question bi yow foofu la nekkee parce que tey maanaam jigéen ñi jàmbaar lañ boo xoolee am na lu bari loo xam ne jot nañ koo am na ay xeex yu bari yoo xam ne tey mën naa am nañ ko ci côté autonomisation am na lu bari yoo xam ne ñu ko mën a def problème yi nga xam ne man fa laay teg sama loxo mooy naka la ñuy gérer li nga xam ne loolu lañ am ak yi des fois day poser au problème parce que comme ni mu ko waxee léegi souvent dañuy nekk nu mu tuuti dañuy am ay projet jigéen ñi dañuy teg ay benn combat dem ba ci biir ñu am ko suivi bi des bu ma jëlee lu mel ni parité bi rek parité bi dañ see wax a wax te bi ñu demee bii nee dañuy def parité jigéen ñëpp àndoo ñëpp ànd nga xam ne jigéen bu décidé ne day am dara rek day dem jusqu'au bout te dina ko am
mais bu ñu ko amee naka lañ koy téye ak naka lañ koy renforcer des fois. est-ce que ci côté parité bi demuñu ba ci biir on s'est rendu compte qu'en réalité nekkul woon sax loo xam ni taxaw na déjà benn ñaar muy li ko waral moo di manque de compétence yi nga xamante ne ñu ngi fi loolu benn la beneen bi mooy ni nga xamante ne noonu la ñuy tegee parité bi pour mu am boo jëlee ci wàllu politique yi déjà dañuy def affaire de yaa ma neex femme bi moom moo ci war a nekk léegi finalement du ñu indi li nga xamante ne moo di compétence ba tax na parité bi pour ñu asseoir ko sax c'est un problème. xam nga Rosalie parité lan la njëkk a régler injustice envers les femmes sur le plan politique parce que boo jëlee au niveau local. pas forcément non local dama lay jox xoolal en fait exemple laa joxe quoi. local même au niveau local. bu ñu demee ba desatul lu dul fal du ñu jël góor jigéen teg leen. te leneen loo xamante ne moom mooy am. mooy jigéen yi seen jëmm bopp ci góor yi la ñuy dem far bàyyi seen moromu jigéen. côté boobu noonu après la mais parité bi en tant que tel si boppam déjà boo déggee man ne am na benn injustice bu mu réglé mooy bu ñuy defal liste bi man di bokkuma tax bi nga xam ne fa la ñuy fale parce que bu ma nee au niveau local après conseil municipal mooy fal maire mooy fal après kii bi xëy na côté boobu respecté wuñu parité te loolu loo xam ne xeex bu ñu war a def la mais côté liste bi laay njëkk a wax parce que boo xoolee avant parité bu ñu daan defar confectionner les listes au niveau local yenn saa yi réunion yi xam nga mën na leen ko daan def ay guddi leen ko daan 1h du matin 1h du matin jigéen muy marié muy célibataire nga génn 1h du matin romb dugg dinañ ne am nga jëkkër respecté woo sa jëkkër wala na kii jëkkëram kiiwu ko boo nekkee célibataire sa der day yàqu mais li bi ñu ne parité bi confection de liste au moins jël nañ temps def si góor jigéen côté boobu laa ne réglé na ko mais nag la question de la compétence day posé wu après. Exactement. Parce que tamit jigéen ñi tamit nee naa bi nga xam ne am nañu benn acquis dañoo waroon a xool naka la ñuy defee deuxième phase bi mooy renforcer jigéen ñi parce que nit ki tamit boo ko nee demal góor toog na jigéen toog na góor toog na jigéen te jigéen ba du jël parole jigéen ba mënut a xëy na am na loo xam ne war na ko fa wax mënu koo wax ça pose problème et ça revient à zéro. Parce que jigéen bu waxul ñeneen ñi ñooy wax te ñeneen bu ñu waxee góor ñi rek lay doon. moo tax côté compétence bi je suis tout à fait d'accord. Il faut que mu suivre te loolu moo suivre na benn instant moo tax ba léegi ba jusqu'à présent xeex bi dafa kii te xeex bi dafa war a continuer bi ñu amee kii boobu noonu parce que acquis bi dafa am mais affaire u tam bureau yi si bureau yi bu ñu demee ba si bureau yi tamit dañ ko fa war a respecter parce que li ñu wax mooy si nu mu tooti les instances de décision au moins ñu def un homme une femme loolu yëpp dañu ko war a xool ne naka lañ koy respecter mais bu combat bi tamit demul fi mu waroon a dem tamit eggul fi mu waroon a egg tamit benn instant ñu bàyyi suñu loxo tamit day indi problème donc au moins acquis la il faut ñu jéem a xoolaat naka lañ koy évaluer naka lañ koy defaraatee beneen chose bi tamit si domaine nu mu tuuti autonomisation. wax nga ko sànq c'est vrai que des fois am na léegi jigéen ñu ngi siy commencé yeewu mooy dañ daan liggéey dajale am xaalis am ay millions xew ñëw ñu yàq ko si xew. mi ngi wàññeeku ñu ngi koy gis ba tey mais loolu dafa nekk loo xam ne tam dañ ko war a régler dañ ko war a régler su dee bëgg nañoo dem si su dee bëgg nañoo avancer. parce que man dama tàmm di wax c'est ça c'est également l'importance des échanges intergénérationnels parce que mag ñee xale yi bu ñu commencé mën a waxtaan parce que boo xoolee léegi ñun suñu génération dañuy wax suñu yaay mais ñun suñu génération ñi ñuy def moo gën a tey doy waar bu suñu mag yi xëy na gros suukar lañ doon yóbbu saabu mais xoolal léegi ñun ci suñu génération ñuy def bu ñu defaru xaw ma pañe laa xaw ma nu ñu ko tudd pañe gi ba mu toll benn kii yoo xamante ne après bu ñu tooti beneen activité beneen xew ñëwati changé na ñu ne léegi ay magale jigéen la léegi magale bu njëkk xëy na xam sunu yaay xamuñu ko woon loolu yëpp ñun ñu boole ko ci léegi gaspillage bi day gën a tey yokku moo tax waxtaan bi du si mag ñi kese mais dañ see war a boole ndaw ñi jéem a xool naka lañ gën a kii yaree tamit dina métti pour ñu xaw leen changer il faut ñu xoolaat xam nga yar bi dafa am mais li nga xam ne moom ngay renforcer sa bopp tamit dafa am parce que ñun ñëpp dañoo bi ñu jógee si suñu kër dañoo bokk ay organisation ci organisation bi dafa am ay renforcement de capacité dafa am ay formation en leadership transformationnel yaakaar naan côté boobu tamit c'est juste pour nous permettre ñu tamit ñu jéem a xool suñu taxawaay jéem a xoolaat parce que instance de décision yi ñuy wax tamit duñu ko teg ba pare après ñu nekk ci yeneen domaines yoo bu ñu demee tam góor ñi dañ naan femmes yi dañuy seen coow rek a bari bu ñu coowee ba pare bañ dugal leen foofu noonu bu ñu paree ñu ngi ci leneen donc loolu la ñu war a defaraat il faut ñu xoolaat taxawaay il faut ñu xoolaat ni ñuy gérer tamit ak bi nga xamante ne am nañ ko ci yenn domaines yoo xamante ne bari na ko ci autonomisation des femmes ci yenn loi yu bari yoo xamante ni am nañ ko comme viol la loi criminalisant le viol boobu noonu boo xoolee loi bi xeex bi du ma ne rapide na mais xeex bu ñu yàggoon a def la mais à un moment donné tam bi gars yi commencé dëgg wàcc sur le terrain ba benn instant tamit
gars yi dañoo xool ne lii il fallait ñu jóg si quoi. mais loi boobu tamit couteau à double tranchant la. dinañ ci ñëw dañ def ci leneen bien vrai que il faut ñu waxtaan. mais akki la quand même akki la. man de leena li ma jaaxal mooy saa bu ñu waxee autonomisation de la femme wala revalorisation de la femme chaque fois li ngay dégg ci kuréel yi ñuy wax mooy que ni créé nañ benn mbootaay ñu ngi natt ñu ngi def transformation ñu ngi def araw ñu ngi def buy ñu ngi def en fait man damay xaar au-delà de ça que ñu ne def nañ lu gën a lu leneen lu gën a xaw ma na laa ko mën a waxee lu gën a yaatu que loolu parce que tey jii nii am na peut-être ay xale yoo xam ne ñu ngi ci koñ yi demuñu jàngi war nañ leen mën a scolarisation de la fille ñu dugal leen ci école yi wala tey xale bi nga jigéen bi nga xam ne mi ngi jàng bi ngi ci école bi ñu gunge ko ba keroog muy am stage keroog muy am liggéey keroog muy am contrat gunge ko mais le plus souvent su may dégg dañuy wax transformation rek ci niveau boobu noonu la ñuy waxee te comme ni nga ko doon waxee léegi jigéen ñi tey du ñu fokk ñun ñu nangoo jàppale suñu bopp parce que bu fekkee dañu dem loo xam ne jox nañu ko kaas nañu suñu ay droit te yaakaar naa ni nit ki tamit balaa ngaa kaas say droit foog nga def say devoir mais bu ñu kaasee suñu ay droit ñu jox ñu ko dugal ñu ci entreprise yi wala d'une part ñuy laaj li nga xam ne moo di parité ñu xeex ko tey ñu dugal ñu ci entreprise yi wala ñu teg ñu ci benn parti politique au lieu que ñu def synergie booloo ànd liggéey mais tout le temps dañuy gis dafay am xëccoo entre jigéen ñi suñu ci seen biir moo tax góor ñi boo waxee ñu ne duñ leen mën a jox yenn poste wala duñ ko noonu lañ koy xalaatee parce que dañu naan rivalité moo gën a am loolu lañu gën a nemmeeku ci jigéen yi tey bu dee ci wàllum politique yéen jigéen ñi ñi ne peut-être tey affection la ñuy demee ku ñëw ñu jox la ku ñëw ñu dimbali la en retour kenn duñu jox mais là y a problème parce que bu fekkee man boo ñëwee ma dimbali la jug avec mes moyens defal la lépp te yow en retour joxoo ma dara non beneen yoon boo ñëwaatee duma la ko defaral parce que faut pas que ñuy toog ku ñëw jaar jàll seen kaw ku ñëw jaar jàll seen kaw il faut que tamit ñu xam ne lii maa ko def parce que bëri na ay femmes intellectuelles femmes yoo xam ne dañoo jàng jox leen seeni ay valeurs bu fekkee ñëw nañ ñu dimbali leen ci lépp lu mu mën ci doon surtout ci cadre politique laay wax en retour ñu jox leen ay place yu baax valoriser leen mais bu fekkee femmes yi dañuy toog ne garaawul xol la ñuy demee affection la ñuy demee ameen saa yu ñëwaatee dañuy jàll ci seen kaw tey man question bi ma leen posé mooy ci wàllu scolarisation boobu laay wax ci jigéen ñi est-ce que yéen a ngi ci yëngu bu baax def ngeen ci jéego yu baax a baax. wàllu scolarisation des filles quand même je pense que aujourd'hui quand même au niveau national mën nañoo reconnaître que am na avancé yu bari parce que à un moment donné sax ñu ngi xool ne est-ce que du jigéen ñi boo demee ci côté primaire peut-être au niveau plus haut au niveau universitaire jigéen ñi tendance bi day xaw a ramasser mais ci suuf boo xoolee jigéen ñi ñoo gën a nekk ci école yi léegi te ba pare yàlla may na leen tamit xel boo xam ne macha allah ñoom ñooy gën a nekk ñooy occuper premier rang yi deuxième rang yi tout ça ñoo koy occuper ñu ngi ci côté boobu noonu ñu ngi ci travail ñun en tant que réseau des jeunes côté boobu dañ ci travail parce que on lutte contre les mariages d'enfants nga xam ne des fois ce sont des facteurs bloquant pour xale bi mën a continuer scolarité am et cas yooyu sax boo xoolee ci Covid bi kii bi daaw am na xale yoo xam ne dañoo nekkoon école mais dañ leen a maye woon mais ñu ngi doon jàng mais à un moment donné tam bi ñuy waxee gars yi nañ toog seen kër kii bi dafa duré woon ñu bare dañoo profité ñu muulee ñu CIJ yooyu noonu et souvent ça entraîne des kii mais la scolarisation des filles quand même c'est très important parce que aujourd'hui mooy permettre xale bi am comme ni nga wax ni compétence mooy permettre mu am connaissance moo koy permettre tam mu mën a àgg yenn niveau yoo xam ne dina mën a participer à des instances de prise de décision comme ni nga ko waxee côté politique bi c'est très important comme sànq yaa ngi koy wax mobilisation des femmes sama tata wax na ko léegi ku fi falu femmes yi la fal ak jeunes yi ba pare femmes yi ni ñuy amee engagement politique sax mën naa ne jeunes yi xëy na femmes yi ni ñu siy demee ñoo ngi siy gën a am engouement que jeunes yi mais question boobu noonu tamit c'est très important c'est également là où se pose le problème de la solidarité féminine solidarité féminine des fois moo ñuy indi problème ci côté politique il faut que pour ñu mën a xeex yéen yi il faut jigéen ñi jàppalante parce que mënuñoo nekk ci benn parti jigéen ñi bari fa macha allah am fa benn nu mu tuddati voix te benn femme mënta wala 2 femmes wala 5 femmes
mënuñoo nekk ci kaw te fekk ay góor mais ce n'est pas seulement au niveau de la politique Non, c'est problème des de exemples. solidarité bi Non. même au niveau bu ñu C'est à tous jëlee les niveau niveaux. bi gën a baax mu fekk si li nga xamante ne moo di entité yi et tout solidarité boobu noonu moom mooy freiner jigéen ñi loolu moo tax également góor yi di dem juste pour ajouter balaa ngay dem ce sera sous forme de question également moom scolarisation dañu wax mais léegi le combat c'est le maintien des filles à l'école parce que scolarisation bi dina dem mais bu ñu demee ba à l'âge de ba classe u CM2 CM1 foofu le problème bi di amee loolu moo tax loi bi nga xam politique bi nga xamante ne moom la ñuy def léegi c'est politique au maintien des filles à l'école parce que pourcentage bi quand même mu ngi ci ay 33-34%. Donc loolu mooy débat bi yéen ngeen xam nekk ay jeunes est-ce que vraiment vous mettez l'accent sur ça quand boo leen di def seen liggéey. moom laa ko doon wax léegi maa ngi ko doon wax ne na au niveau primaire ça va parce que xale yaa ngi école mais au niveau boo noo gën di yéeg day wàññeeku loolu noonu ñu ngi si def ay kii de formation ay campagne de sensibilisation du moins parce que ñun sensibilisation la ñuy gën a def au niveau de la base avec nos points focaux qui sont dans les régions li ñuy defee sensibilisation c'est toujours côté mariage bi parce que ñun suñ zone d'intervention yi li ñu doon gën a remarqué mooy mariage précoce yi moo doon facteur bloquant parce que xale bi bu egsee CM2 d'habitude ay CM2 la ñuy may ay 6e yooyu noonu bu egsee CM2 rek bu ñu ko mayee rek déjà bu ci grossesse toppee pour mu poursuivre étude am il faut mu nekk vraiment famille boo xam ne xëy na am na suivi moo tax muy kii moo tax côté boobu ñun suñu liggéey yëpp dañ koy accentuer sur nu mu tuddati la lutte contre ces mariages d'enfants am na côté beneen côté boo xam ne du mariage d'enfants peut-être que pauvreté ak xale yi nga xam ne souvent l'année dernière ñu amoon naa benn kii boo xam ne benn xale boo xam ne dafa ñëwoon Dakar juste année scolaire vacances scolaires du moins pour liggéey mu commencé liggéey benn instant mu ne day ñibbi jàng ji après yaay ji feebar bi yaay ji feebaree nag mu ne moom fi mu toll nii elle est obligée mu bàyyi jàngam continuer parce que moom mooy jàppale yaayam pour mu faju xam nga déjà loolu yëpp ce sont des facteurs yoo xam ne ce sont des kii yoo xam ne ñu ngi fii et puis xëy na day naan benn la mais boo xoolee ba ci biir di nga trouver cas yu mel noonu yoo xam ne dafa bari donc il a fallu vraiment qu'on aide la fille pour mu am beneen source ñu ngi ko doon inscrit ci bourse familiale yooyu noonu pour mu am beneen source boo xam ne la permettre yaay ji mën a jël en charge moom mu continuer liggéeyam te benn ONG lañ ko boolee tamit pour mu jàppale ko ci yooyu noonu donc ce sont des cas qui sont là te duñ see war a def liggéey bu am solo côté boobu noonu pour vraiment fii yi mën a maintenir ci yenn kii et l'autre chose également peut-être que question boobu noonu même par rapport à yenn maintien bu ñu àggee ba yenn niveau yooyu noonu il faut que les femmes également muy société civile muy les femmes politiques il faut que ñu am engagement communautaire parce que souvent day am des fois day naan les femmes intellectuelles bon exemple rek laay jël di joxe ni intellectuel am nga benn niveau yi xëy na benn doo participer ci activité au niveau fi nga dëkk yooyu noonu parfois des fois day je sais pas naka la du ma nekk. ñu wàccee seen bopp duggaat ci biir. décalage boobu ngay bañ c'est ça mais ñuy waxtaan quoi ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne seen morom yi nga xam ne ñu ngi ci kii bi ñuy mën a toog di waxtaan ak yooyu noonu. dina ne ma organisation xëy na ku bokk organisation ñuy waxtaan mais dama ne même ku bokkul organisation war nañu am benn cadre boo xam ne dañuy toog di waxtaan parce que commune bi lu fi xew ñun ñëpp la concerné muy ki intellectuel boo ki bokk organisation ki bokkul organisation ñun ñëpp ñoo ko moom. et autre chose également femme politique bi nga xam ne day politique mu yàlla def ko mu nekk ci conseil municipal ñun ñi nga xam ne xëy na dañoo nekk ci beneen cadre bu ñu ko jàppalewul ñu waxtaan ak moom ba ñu ne ko priorité commune bi nii ak ñi nga koy defee mais bu demee tamit ci conseil municipal priorité yeneen yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñooy jàll parce que du mën a défendre li nga xam ne moom la xalaat donc il faut ñu outiller ko. d'accord donc jàppale leen ñoom ñëpp pour ñu mën a kii te loolu waxtaan loo ko mën a indi. les questions sont partagées hein. Madame Khady Diop sax tamit sama gis-gis li ma ci kii rek mooy est-ce que du base bi ngeen raté parce que réseau des femmes bëri na mais souvent am na yoo xam ne ci jigéen rek lañ koy dégg ay naan kii man àndu jigéen moom ñëwewuma ko àndu jigéen wóoluwuma ko man jigéen jiguma yooyu ci ñun jigéen ñi ci ñun nga koy dégg est-ce que loolu du blocage bi nga xam ne moom moo téye jigéen ñi nga pour ñu egg fi ñu war a egg parce que ba léegi booy xool jigéen ñi ñu ngi am ay jafe-jafe ay yéen a ngi wax ay transformation fruits et légumes ay eau de javel yépp ñëpp moom la ñuy def mais tey ñun ci réseau yi lañ ne da ngay gis koo xam ne tey mënul woon li nga xam ne mooy transformation mënul woon dara mu ñëw ñu former ko moom nag dafay am ay nit dafay mën a jaay mu ñëw ñu former ko ba mu kii mu beru boobaa affaire bi andi histoire mu beru demal boppam ñu commencé ànd jigéen moom jiguma est-ce que du yooyu moo andi blocage bi nga xam ne jigéen ñi ba tey egguñu fi ñu war a egg.
non ñun pour suñu côté amuñu problème boobu étant donné que yàlla dafa def ne ñun ni ñu organiser wu day muy suñu association mère sànq ñu fi wax social ba ma di leen wax sax ne social bi nga xamante ne dañ koy développer même les élèves yi nga xamante ne ils sont plus retenus à l'école j'ai eu 2 élèves yoo xamante ne da parce que sur suñu réseau dafa am benn présidente APE président des élèves de l'IMODA voilà des parents d'élèves donc moom bi ñu ñëwee on a récupéré ces gosses là fexe nan lañ leen intégré waat pour ñu continuer waat jàng am na si daaw ñoo xam ne am nañu bac y avait 3 personnes yoo xam ne si suñu réseau lañ leen jëlee yóbbu leen fexe leen ñii dañ leen jël en charge di leen fayal ñi kenn ki ñu ngi ko yóbbu les scientifique di ko fayal 22 500 par mois xam nga loolu c'est quelque chose fa la amee defar léegi keneen ki ñu ngi ko jël yóbbu ko l'IMODA parce que dañuy def benn synergie boo xam ne en partenariat avec le directeur de l'école donc xam ne chaque année dañ fa dem def fa ay nettoyage def investissement humain nettoyer CM bi désinfecter ko dagg garab yi donc yooyu aussi c'était du social mais ñun en fait li nga xamante ne moom la Mame Diarra wax ne réseau yëpp dañuy def transformation mais bu ñu paree jigéen ñi dañuy paree bari seen bopp ñu déedéet ñun ñi ñu ànd si suñu réseau amul kenn ku si ber boppam parce que ñun dañu am organisation boo xamante ne suñu biir même boo bëggoon a dem sax du ma wax ne doo dem mais lañ la tàmmal xam ne ne say bu tabaski jotee ñu jënd la oignon dafa la ay denrées alimentaires yóbbu la bu koor jotee ñu jënd ay dat jënd ay suukar koor jox la ne la yóbbul sa biir kër ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ay accompagnement paak jotee dinañ jënd finance ak buy waaw ñoom sóoru di leen ci lu bëri sax loolu donc accompagnement boobu laa la wax ne c'est un travail de longue haleine boo xam ne ñun au niveau des parcelles nee naa la injustice bi nga xamante ne ñun dañ ko am au niveau de notre localité sax maa ngi dégg sama naataango bi ni mu wax parité bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci liste locale yi d'ailleurs dinañ ko def mais au finish ñi ci bénéficier mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a nekk dans le bain ñoom ñooy ñëw mën a défendre seen cité presque mais xoolal tey localité bu mel ni Parcelles Assainies ñu ne ki gañ Parcelles Assainies gañ Dakar ki gañ Dakar gañ le Sénégal te ñun amuñu benn potentiel leader lu dul Amadou Ba mi nga xamante ne moom moo fa nekkoon doon ñu jàppale ñu jëlee ko fa te ñu war kaa indiwaat non c'est vrai. mais la question la foofu noonu dama fay dugal sama question. parce que bu ñuy xool ci d'après les recherches que j'ai eu à faire ba ñuy waxee nii lii la ñuy waxtaanee. da ngay xool dëkk yaa toll na ci pays yi wër àdduna bi yëpp plus de 200 pays. 21 dëkk yoo xamante ne ay jigéen ñoo koy diriger. bu ñu génnee Angela Merkel génnee Namibie génnee Éthiopie te pourtant ci dëkk yooyu nga xamante ne jigéen ñoo koy diriger. wala si Birmanie gi nga xamante ne dañ leen coup d'état. bu nekkee tey jii dëkk yi nga xamante ne tey jigéen yooyu ñoo koy diriger. ci côté pandémie bi ñoom ñoo ci gën a génn ñoo gën a réussir. xeex pandémie bi ci sur le côté esprit de décision. ñoo gën a gaaw a jël décision. contrairement ak seen naataango góor yi. ba pare ci côté vérité ñoo gën a am discours de vérité. par rapport à leur population dañuy toog wax leen carrément lii moo ci nekk fii lañ jëm lii lañ jëm. ak leneen li nga xamante ne tamit seetlu nañ ko ci wàllum technologie ak leneen ak leneen li nga xamante ne ci jigéen lañ ko seetlu mais man tey dafa am benn affaire boo xamante ne daf ma jaaxal est-ce que li Mame Diarra wax dañ ci bàyyiwul xel mais je pense que c'est bien trop loin. est-ce que nekkul dee xale bi juddu ba koy wan a xam ni yow leader nga war a nekk. parce que dañuy yàgg dégg xaaral jëkkër ju baax ñëw tax la defal. ñun jigéen ñi dañ ko yàgg dégg rawatina jigéenu Sénégal. ce qui veut dire que comme si boo juddee da nga war a màgg lépp li nga war a def mooy rafet xaar góor bu baax ñëw tax la moom moo lay jox oto jox la kër jox la cheveux naturels yi nga xamante ne jot nañ ko dégg ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu jiiñ ñoom ñoo sàcc ak coffre yi. est-ce que tey jii loolu ñu commencé foofu ca bas âge xale ba nga koy nàmpal mu commencé jàng nga war ko xamal dans ta tête comme ni ñuy def doom yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew. tey bëri na ci am na benn anecdote bi nga xamante ne Michelle Obama waxoon na ko. dafa dem ci benn fast food gis benn waa classe am toog di jaay mi ne laay jëkkër ji kii sama waa classe la woon jëkkër ji di ko kii nu mu lay xoolee ni mu ne ko sama waa classe la woon. ñoo doon jàngandoo jëkkër ji ne ko kon am nga chance su ma la bàyyi woon kon instant yi jabaru jaaykat hot dog ngay nekk. mu ne ko déedéet su ma bàyyi woon moom mooy nekk président. ce qui veut dire que culture boobu da koo am depuis ba mu nekkee xale est-ce que tey nekkul ni loolu la ñu war a jox suñu doom yi ñuy juddoo ko màggee ko tolluwaay ko comme ça kay ñu dépassé tey niveau bi nga xamante ne fa lañ teg jigéen. waaw mais loolu yëpp waxtaan la si biir famille ndax xam nga tey sa njaboot boo ko yoree surtout nga am doom bu jigéen dañ koy teel a gëmloo mu gëm boppam maanaam lu mu naroon na nam feneen di ko fa uti yow mi yaayam nga jox ko maanaam du gis leneen ba muy fëkk bu bëtam te yow boo ko teelee responsabilisé wan ka di carrément jigéen nga waaye doone woon bu ma doon góor bu boobaa bu xëyee dina takk ndigam xëy fajar di guddee wàcc te xam ne ne liggéey si boppam moo mën a yóbbu nit ki à la hauteur comme li nga waxee léegi toog
ñu naa la rafetal solul pour nga am jëkkër ju la yor déedéet ndax góor baax na jigéen baax na te jamono biñ toll nii leena dama yaakaar ne ñun ñuy toog fi ñëpp ay jigéen lañ te defe naa lii ñu toog fi góor ñee fi doon toog di ko fi def mais kon amatul différence dafa am loo xam ne c'est dans notre tête ñun dooñ ko war a yóbbaale saa su ñuy dem man en tant que opératrice économique xam nga damay liggéey maa ngi fay ko par weer mais néanmoins maa ngi def émancipation de la femme la nga xamante ne maa ngi ko am maa ngi wax nit ñi ñëw leen ma won leen nan la ñuy def pour liggéey nan la ñuy def pour persévérer nañuy def pour avancer si système boobu laay dem ak ñoom lu ñu am lu ñu leen may ma bàyyi ko ak ñoom lu ma am tamit dolli leen ñu jëm kanam xam nga loolu mooy ànd waaye bu ñu la joxee nga taf sa bopp bàyyi ñi nga àndal ñu ngi may dégg de yóbbu nañ si juróomi nit màkk te juróom kii bie yooyu yëpp sama loxo bi la jaar te amul benn bu ma si dem màkk maa ngi ni toog bu ma bëggee dem damay passé sama bopp kon boo am na loo xam ne yow boo ko jàngale sa doom sa borom kër sas si boppam sa doom du ñemee dem si moom naka papa may ma nangam parce que day limité boppam man loolu moom jàngal naa ko sama waa kër. merci beaucoup Sophie. wax nga question bu am solo man par exemple damay toog di ke parce que loo gis rek ci base bi la. dañ la ko war a yare nga màggaale ko man damay jël exemple ci sama bopp parce que man sama maam moo ma yar sama maam bi ma ko xoolee ak li mu am yëpp mosul dugg école mosul toog ci banc dafa doon liggéey di jaay ma koy xool mu ñuy won ne mu amul chance jàng mais ñun dinañ jàng mu yare ni ci ñu jànge noonu man depuis que je suis au collège man naa wax sans aucune prétention dama doon xool di fixer foo xam te ne ma ne fii bëgg naa faa àgg parce que sama maam won na ma ne lii ku liggéey rek mën nga koo am donc dafa am solo tey jigéen ñi tamit seen doom ñu leen di encadrer dans ce sens parce que moi je me dis que l'éducation du parce que on est riche que ñu am une bonne éducation du c'est parce que on est pauvre ñu am une bonne éducation. c'est li nga xam ne est-ce que tey ñun ñi jigéen ñi en Rosalie ñun ñi tey est-ce que ñun xam nañu loolu la ñu war a inculquer suñu doom parce que tey bëri na ci tey ji boo ñëwoon ñu am wërsëg ñu ne da ngay dem màq da nga dem làqatu di jàng lan ngay wax ne boo àggee bëri na ci tey ci ñi nga xamante ne su may wax ni sax parce que su may jëlee école catholique bi ñoom laay gën a jox cër ci yenn côté bi nga xamante ne moo jëm ci wàllum éducation bi gën a jox cër ça veut pas dire que dama wekk ñi nga xamante ne ñooy jàng ci diine bi de ça n'a rien à voir mais luñ ciy def doole bi ñu ciy def force bi ñu ciy def fulla bi ñu ciy def fayda bi ñu ciy def amul benn xale boo xamante ne tey doo ko wax du la wax histoire u Marie du la wax histoire Jésus du la wax histoire évangéliste du la wax amul ci as tuuti ñi nga xamante ne jot naa leen fréquenté est-ce que tey jotul su ñi nga xamante ne dañoo marqué ñu dugal leen boole leen ci li nga xamante ne mooy suñu éducation les Soxna Jaara les Maam Rokhaya Ndiaye Daba Ndiaye ñoom ñëpp tey parce que xale yi mën a identifier wu ne suba ëllëg dama bëgg njuróog ci ba pare en modèle déjà dama koy mën dama koy roy ci xam-xam roy ko ci taxawaay roy ko ci teelu ci lépp ba pare roy yokku ci samay diplôme boobu muy plus de valeur. juste pour ajouter balaa ngay répondre par rapport toujours ak éducation de base bi dañuy wax ni ñun lépp li nga xamante ne rek moom la ñu yaree société bi la en quelque sorte société bi la parce que ci commencement bi boo ñëwee xale bu jigéen bi ak ku góor gi ñu bokk benn kër bu ñu lekkee ba pare rek juste ci table bi wala bu ñu jógee ku góor gi day teg ku doom dem c'est lui le chef ku jigéen ki ñu ngi koy ne dama raxasi balaa ngaa dem defi ji leneen donc dañ lay inculquer dañ lay tegagum yenn valeurs yi nga ñëw ci wàllu mariage bi également niñ koy waxee déjà dañ koy takk dañuy takk nit ki on te prépare boo yeggee na nga muñ na nga def lii comme si boo yeggee tu dois vivre le calvaire on te prépare pas à benn esprit boo xam ne jigéen war naa am benn émancipation benn bonheur bi benn war naa am benn taxawaay bi mais jigéen toujours dafa war a muñ dafa war a dékku métit dafa war a préparer est-ce que du loolu tamit moom moo ñu topp ba léegi même si bu ñu bëggee changement bi du doon lu gaaw loolu topp nañu comme ni ñuy wax ne y a des valeurs traditionnelles am na côté boobu am na yu ci baax am na yoo xam ne war nañ koo xoolaat parce que man personnellement dafa am yoo xam ne du ma ne dañ koy sànni mais dama naan dañ koo war a xoolaat parce que loolu gis société day évoluer parce que xëy na amoon toll na jamono ñu ne woon jigéen lii taxaw ñu war a ko def mais dañoo dépassé foofu noonu dañoo war a xoolaat yenn valeur comme ni nga ko waxee sànq éducation bi nga xam ne moom la ñuy def kër ga ak bi nga xam ne moom la ñuy def école ak feneen dafa war a am benn nu mu tooti benn relation boo xam ne da ko war a parce que aujourd'hui bu ñu demee ba nu mu tooti kër ga ñuy defar éducation de base bu ñu demee école tey li ñuy jàngale war nañ see mën a jàngale loo xam ne suñu maam yi comme ni nga ko waxee ni war nañ leen a inclure léegi dans l'éducation li nga xam ne moom la ñuy jox ça permet
nit ñi xam kat ne ñii amoon lii am nañ loo xam ne def amoon ay exemple lañ def nañ fi loo xam ne vraiment dafa marqué l'histoire te ñun dañoo war a jéem a xool naka la ñuy def buñ leen topp seen tànk ba dab leen tamit ñu jéem a kii ñu tëddi ñu en tout cas buñ leen mënta dab tamit ñu jéem a xaw a ñu jege leen dafa am solo parce que tout simplement boo jëlee des fois cursus ñun li ñuy jàng da ngay ñëw ba benn instant ñu lay jàngal peut-être ay une personne yoo xam te ne extérieur lañ yoo xamoo leen ñu ne ñoom ñoo découvrir loo xam ne si beneen waa kay beneen dëkk la loolu à la longue mais du la apporter ba yàlla baax dara Amérique ñoom Adja Rose Ba sa ngi noonu ñoom Aline Sitoé Diatta ngi fi Caroline Faye il y a beaucoup d'exemples et puis il y a beaucoup d'exemples de femmes yoo xam ne vraiment ay jàmbaar lañ yoo xam ne mën nañ koo tey buñ ko tegee rek di koy jàngal xale wala di leen expliquer rek tuuti seen parcours dinañ si mën a roy te dina tax ñu gën a xoolaat seen bopp parce que tam nit dafa soxla lu ko motiver dafa soxla tam loo xam ne da koy orienter ku ne Sénégal moom jàmbaar lañ moom ku leen jàppale ñu dem jigéen ñi léegi kenn toogatul xaar sa jëkkër defal la wala li defal la dëgg la jëkkër yi bëgg nañoo def waaye dañ dul man ne duñ man lépp jigéen nag da ngay liggéey di jàppale sa jëkkër di def yooyu léegi kenn toogatu benn jigéen toogatul di sànc affaire yooyu noonu toog nii rek fii ñi fi nekk ñëpp ay liggéey jigéen ñëpp a ngi liggéey bëgg a avancer xam nga rek loolu mooy ñu ngi daan seen doole daal maam Diarra waaw éducation bi waruñu ko xoolaat comme ni ñu ko waxee xam nga éducation est le premier besoin d'un peuple kon éducation ci lañ war a gën a njëkk lépp lu amul éducation rek baaxul éducation ci lañ war a gën a sukkandiku waaye wax leen femme mu bàyyi ma lii dal la femme ma yuuxu rek maam jaara tey la ñuy clôturer weeru jigéen bàyyi li ngay def vraiment et femme lan la bu ma defati nii vraiment yaa ngi dégg leena xam nga jigéen comme ni ñuy wax naan veiller lorsqu'on doit dormir paraître gai pendant qu'on souffre waaw quelle force rire quand il faut pleurer jigéen dafa am ay devises jigéen dafa am ay devises am na benn kii bi wax naan je ne suis pas la fille qui attend mais celle qui est attendue mais est-ce que loolu jigéen xam na ko kon taxawaayu jigéen dañ ko war a defar à bas âge comme ni ma ko waxee dañu war a jigéen dañ ko war a yëkkati duñ ko yëkkatee jàngal ko xamal ko am na jigéen am na yoo xam ne bu ko xamee du ci dugg du ko def base bi bu ko amee rek dootul métti ba xasee ba am base c'est fini base boobu moo koy topp jusqu'à la mort. merci beaucoup aw mais waaw Léna damay desandi ci base bi ba tey xam nga tey jii bu ñu nee base bi mooy que ni dañuy naan yaay moo war a yar yaa alors que bu ñu nee couple way dencante mu nekk góor mu nekk jigéen war na nekk éducation boo xam ne góor bi da siy def mais jigéen bi da siy def mais lu ñu seetlu malheureusement ñun suy fii ci réewu Sénégal que ni bu doom ji baaxee ñu ne doomu ñëpp la ñëpp a ko bokk mais bu doom ji xawee mel safaan ba rek ñu ne yaay ji la moo ko yar moo ko def ci moom mais tey bu ñu nee base encore mu nekk yaay ji moo war a sonn tey est-ce que ci seen regroupement wu jigéen yi ngeen di def noonu mis à part ngeen leen di jàngal lépp loo xam ne ci wàllum transformation ak yeneen est-ce que du ngeen leen jàngal tamit nan lañ war a sëyee est-ce que du ngeen leen jàngal tamit jigéen bu weesoo liggéey bi ngay def bu weesoo li ngay représenté boo génnee si bit soo dellu si waatee ci kër gi am nga war nga am ñaari représentation benn bi mooy que ni da nga war a doon soxna mooy toppatoo sa jëkkër mooy la ngay wàccook moom mooy lépp la nga ko war a defara mais doonaat également li nga xam ne mooy yaay parce que xale yi dañuy soxla seen yaay dañuy soxla retrouver wu ki nga xam ne moo leen jur amour maternel bi tey jii ngeen boole loolu ci seen combat boole ko ci seen xeex nga xam ne kat jigéen bi di ngeen waxtaan ak moom parce que bu ñu seetloo taux de divorce dafa bëri torop mais tey balaa ñoo yegg ci taux de divorce bi balaa ñoo yegg tey ci jëkkër ji dóor na ko jëkkër ji gaañ na ko jëkkër ji maltraité na ko ngeen jàngal tey soxna si nan la war a doxee ci biir këram nan la war a yoree famem nan la war a yoree doomam ba nga xam ne yenn problème yi du ma ne munta am parce que ñaan ñu dëkk pour problème am du si mën a ñàkk mënu see ñàkk mais ñu xool nan lañ koy mën a wàññee du coup ci loolu ngeen taxawu ci jigéen ñi bu baax a baax ba nga xam ne même bu ngeen leen jàngalee ci lépp loo xam ne mooy demal boppam mooy entreprendre mais également rôle de la femme ci biir li nga xam ne moo di ci kër gi envers ses enfants envers son époux. sauf que awa bu waxee loolu. nee na dama ci xaw a sceptique tuuti. pourquoi parce que boo ko déggee muy wax. moo tax ñu la koy ji. daa ba tey ayca dewal boo ko déggee.
faale Rosalie waxal bu ko faale. boo ko déggee muy wax tu as l'impression que c'est la femme moom moo war a gàddu lépp alors que non on a dit un couple. loolu laa wax way da ko jigéen way ñi non yow da nga wax ni. ma àtte leen waaw waaw jàngal jigéen ñi ñu sëyee ci biir kër noonu la ñu war a jàngal parce que ñoom association yu ñu yor pour jigéen ñi la. xaaral ma àtte la mu jigéen ñi ngeen di accompagner. waaw xaaral ma àtte bu jigéen ñi bu ñu ñëwee foofu ngeen jàppale leen wan leen loolu tamit. bàyyi ma joué rôle persan la tey dafa bëgg a wax tey jii Rosalie daf lu mu la bëgg a wax lu leer la dafa bëgg a wax ni ku nekk da ngay indi sa juróom muy fukk mu def lu baax parce que bu ñu gisee rupture bu ñu am ci jur ñu baax ñi suñu soxna yu baax yi fi nekkoon te jur ñu baax ñi ñuy topp tey boobu rupture ba mu amee ba léegi dañoo am jafe-jafe pour amaat yu ni mel ce qui veut dire est-ce que ku jigéen ki kese moo war a indi xëy na yaa ne soxna jaara qui sont là mais Mamor Anta Sali yi ñoo manqué effectivement xëy na foofu côté boobu la Rosalie di waxee parce que même bu ñuy posé si tetu jigéen ki kese merci te boo déggee awa dafa mel ni ku non jigéen ki moom pourtant dama ne ci commencement bi dama ne ay way dencante ay couple comme ñoom ñaar ñëpp ñoo war a yor éducation effectivement ñoo war mais man dama leen di interpeller par rapport ak ñoom seen mouvement yi ñuy yor parce que ñoom transformation rek la ñuy jàngal jigéen mais ñu ñaax leen ci biir ku société ki teg ku jigéen ki rek dafa doy boo ci naree yokkaat leneen ak kay ñoom mais nag awa boobu dafa am fenn foo xam ne dama fay dugg parce que xam nga aussi tamit ñun ñi nga xam ne dañu liggéey on a tendance de rester presque 9 heures de temps wala 8 heures de temps dehors bu ñu ñëwee dugg nañ def suñu bain daal di dem tëdd wala dem julli ji institut mais dafa am importance yow boo ñëwee ngay waxtaan ak sa njaboot sa njaboot lu muy dugg rek dina la avertir maa de lii maa lii c'est pas parce que da nga koy dépôt da nga koy wax ay da nga koy ceytu wala da nga koy bëgg mu di la nettali non c'est que da ngay tàmbal sa njaboot lu mu xam luñ ko wax mu wax la ko luñ ko def mu wax la ko du la ragal lu mu am mu won la ko bu foree dara sax ne la for naa dara te bu mu for dara yooyu déjà mooy li ngay njëkk a incarné si sa njaboot parce que dis-toi que ne yow boo xëyee suñu rakk yi nekk si biir kër gi mooy ñun ñu liggéeyal ñu di leen fay ñu di leen respecté lu bari xale yi ñoom la ñuy gën a miin parce que ñoom la ñuy takk ñoom ñoo leen di kajole ñoom ñoo leen di tëral ñu ne la ñoo leen mais yow boo ñëwee wàcce dootoo def dara te loolu dafa am lu bari loo xamante ne dafa am lu muy manqué xale bi ndax doo amul matériel te yow aussi tamit defuloo benn sacrifice pour sa doom jooju bu à bas âge mu ñeme la ba man la tey bu ëllëgee confier la boppam parce que xale bu la óolu du la wax boppam de non xale bu la ragalee day def sa àll ba pare di ut ko nëbbal mais bu fekkee ne da nga ko xamal ne man maa la jur maay sa yaay nangam bu amee nangam bu am lu mën a am rek da lay wax tey jii je te donne un exemple maa fii dégluwuma mu nga école di jàng mais daf may wax ne bu ma ko waxee nekk demal sa papa mel mu ne ma yaa ma daan wax bu ñaan sa papa du ma sa ñaan papa parce que dama naka boo soxlaa ñëwal si man bu ma amee jox la bu ma am la nga ñëw toog parce que xamoon naa sa papa am na te loolu dañ ko war a cultiver bu demee nag ba nekk mag nga gëmloo ko ne nit da ngay gëm sa bopp sa jëkkër sax bu la jox la yow liggéeyal nga mën sa bopp parce que boo mënulee sa bopp tey moom bu mënee wërsëgam mayu ko pour mu defal la du la mën a defal tey bu boobaa dina xam ne moom liggéey ba mu doon liggéey moo ko mën a jàppale tey si lu mu bëgg a réaliser mu mën ko réaliser kooku bu boobaa problème mën naa bañ a am parce que du teg bëtam borom këram ne defalu ma nii wala mayu ma nii wala joxuma lii wala manqué la ma nii mais yow tu sais en âme et conscience que ne yow mii même bu ñu la joxee nga defal sa bopp bu ñu la joxalee nga def sa da ngay autonome lii nag yow nag loolu ñu la lebal bu ëllëgee nga lebal ko say doom mais terewul ñun ñi nga xamante dañ leen ko waxee dañu yor suñuy njaboot suñu biir njaboot yooyu comme nit ñi dañuy toog di waxtaan ak ñoom am na xale yu góor yoo xam ne dañ leen jël man dama leen jël sama buntu kër tegal leen fa ay chaise bu ñu amulee boisson ma may leen wala ñu attaaya bu ñu paree dama leen di oo bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam ñu naa ma mère daal yow di nga ñuy digal ñun yooyu xam nañ ko bu yàgg ma ne leen déedéet xamagu leen dara parce que nangam baaxul mais loolu day accompagner waale xale te tey waxuma la rek ñu nekk mag ñoom ñii nekk sama biir kër kii su nekk xale bu góor topp si ko jigéen bu ma toogee ba 11h nii fekk na ne mu ngi si kaw dama leen di seeti suuf ñu ne ma ñu ngi si kaw damay jël sama tànk yéeg ba sa kaw xool leen ba xam ndax ñu fa bu fa nekkulee bu ma ko oowee ne jëlu ma téléphone ne papaam oo ko ndax maa ko oo jëlu ma si man noonu laay defante ak ñoom su ko defee dañ naa ma yow fu ñu nekk rek nga génn ñu mën leen waaw man loolu ma njëriñ mais tey loolu sa exemple la exemple bi mais xam nga dafa am loo xam ne ñu jigéen ñi ñun ñëpp en général dañu délaissé lu bari c'est affaire éducation sànq Rosalie wax na ko ndax tey jii bu fekkee da nga dem école catholique balaa nga def dara di nga def prière bu ñu defee si prière ba pare bu ñu duggee bu fekkee ne dañ am cours kii catéchisme dinañ la jàngal éducation bi dafa mel ni si ñoom sax lañ koy gën a mais ñun
en général timis day jot sax wala julli jot sax doo gis sa doom nga ne ko doo ko oo bu mu ñëw julli. waaw da nga koy bàyyi mu dem nga naan ndax doo ko calculer sax ndax sangu na wala julli na. non li ci ëpp sax ci kër yi maman. waaw yaay yi mënuñu julli. waaw loolay problème bi c'est que loolooy danger bi. xam nga tey mais bu fekkoon ne mooy julli rek nga oo sa doom nekk kaay julli mu taxaw sa wet même bu mën lay. julli moom alxuraan moo ko tënk. kay mais dañu jàng parce que doona julli laa ba pare doo yóbbu sa doom mu jàng alxuraan. dañu ne xam nga maman dama ne la ñu jàng bëriwul de. waaw ci commission ñi yóbbu màq yi ñoo xam ne ñu jàng bëriwul. am na léegi nekk na révolution bu bees. ñu ngi koy gis mais loolu noonu yëpp tey dañ koy dugal ci li nga xamante ne Rosalie moom mooy ci complexe. man ci côté boobu laa koy gisee parce que du may wax tout le temps leadership féminin bu fort. moo ma gënal vraiment leadership masculin bu toxique. parce que li ñuy wax les pays où on vive le mieux mooy les pays dirigés par les femmes entre guillemets. xëy na am nañu raison lu tax ñu wax ko tey ñun war nañu jot ba tey ci Sénégal ñu am njiitu réew bu jigéen. war nañu jot ci Sénégal tey ñu dégg fi ci ay ministres yu jigéen yoo xamante ne lim bi mooy ëpp ñu góor yi naam am na. tey ci ay liggéey ak ay taxawaay parce que jigéen bi mooy gën a exigeant di ci ëpp par rapport ak résultat mooy gën a exigeant ci ëpp par rapport ak nekkin te corruption jigéen bañ na ko toroxal. boo ci toroxalee kenn weer ko ñeneen ñëpp dinañu xoolaat seen toogaay parce que bëgguñu ko leen weer tey ji dafa teg ni dama yaakaar dama war a njëkk a dindi décomplexer société bi ba pare parce que problème complexe bi moo indi li ci ëpp fii est-ce que nekkul tey foofu la ñu war a gën a séntu Rosalie xool fan la ñu war a gën a juñ baaraam ci ñun jigéen ñi pour ñu xool naka la ñu yaree suñu doom yi ëllëg parce que dañ ciy gis koo xamante ne da ngay xam ne yow kii yow yaay ji yow xam nga ni sa CM2 bi nga waxee génn nga bu yàgg sa doom nga yóbbu ko garderie te defoo dara. déjà yaa ngi koy yóbbu jardin te defoo dara yaa ngi ci kër gi toog teg pose ongle ngay def cheveux naturel mais comme garderie dafa xew rek nga yóbbu garderie te xëy na ñiy yóbbu garderie c'est parce ak crèche c'est parce que ñooñu dañuy xëy di liggéey di wuti leneen amuñu temps bu ñu ñëwee bëgg xool naka la ñuy accaparer wu seen doom est-ce que tey du ñu dindi problème de décomplexé ba pare soo ko xoolaat yan situation la ñu parce que ñooñu sax bu ñuy jur doom bu ñuy toppaloo bu ñuy jur doom sax kenn ki day arrêté mooy li may wax rek mooy combat bi nga xamante ni comprendre duñ ko ñu bari comprendre duñ combat bi dañuy dégg femme émancipée on utilise tellement de termes émancipation des femmes autonomisation des femmes leadership féminin yooyu yëpp ay concept la en réalité mais compréhension bi liggéey bi nga xamante ne moom moo ci wax du l'interpellation bi may def jeunes yi sa question bi dama koy balancer waat ak ki nga xam ne moo di Sophie ndax ñoom ay jeunes lañ nee nañ réseau lañ ñoom ñëpp te da ngeen di liggéey ci base bi c'est vrai est-ce que waruñu décomplexer d'abord yenn termes yi ñuy utiliser parce que on a l'impression qu'on est en train d'importer leadership féminin beneen concept la on parle d'entrepreneuriat les revalorisations on a déjà des femmes de valeur on n'a pas besoin de revaloriser concept entrepreneuriat féminin mais entrepreneuriat rek doy na femmes yi yàgg nañoo entrepreneur que ñu bëgg ko que ñu ñàkk ko bëgg peut-être que dañ leen war lenn lañ xamul gestion bi moo xawoon poser problème ñoom mënuñu ko organisation bi moo xawoon poser problème mais entrepreneuriat quand même lu yàgg la Sénégal depuis Mathusalem suñu maam yi dañ ko doon def da nga daan gis ñaar ñett ñoo xam ne dañuy booloo daje loolu c'est entreprendre créer benn affaire boo xam ne bu ndaw la mu leen di indil ay revenus entreprendre la pourquoi amener le concept d'entrepreneuriat féminin quand même xam nañ nekk Rosalie merci beaucoup nee na wax na ko sànq même sama tata bi c'est vrai que dañoo war a décomplexer société bi aujourd'hui comme ni ngeen ko waxee dañoo am ay termes yu bare yoo xam te ni même ñun ñu koy utiliser des fois dañ koy utiliser te amuñu compréhension bi nga xam te moo war ci concept yi moo tax des fois dañ koy dugal foo xam ne waru fa dugg par exemple leena wax na sànq ñi nga xam te ne tey dem xëy na demuñu liggéey wala xëy na dañoo kii ñu yóbbu seen doom garderie yooyu noonu mais kooku doo am jot sa doom li nga waroon a taxaw mu am communication bi tata doon wax sànq c'est la communication qui est très importante dans la famille parce que noo mënti liggéey noo chargé boo wàccee amal jot pour sa famille sa doom sa jëkkër ngeen toog di waxtaan parce que communication bi mooy indi confiance bi nga xam ne tey xale bi problème bu mën a am dina mën a am fitu waxtaan ko yow mais boo ko mayul kanam boo waxtaanu la moom danaa sama yaay amul sama jot pour waxtaanam moom day tey li nga xam ne xëy na bu gisee keneen mu waxtaanam moom bu boobaa dootoo xamante sa doom si lu mu nekk dootoo ki mën na dem sax xëy na dévier sax doo si yëg da ngay xëy rek yàlla tere ñu ne sa doom a def lii nga naan lii def ma bett te fekk na xëy na comme ni mi ngi noonu yaroo ko noonu te fekk na yaroo ko gisoo ko sax ba koy amoo jot yar ko amoo jot yar ko et puis l'autre problème également des fois man boo xëy na du fépp mais des fois dama koy gis day naan jigéen ñi ñooy waxtaan ak jigéen ñi góor ñi di waxtaan ak seen papa man yaakaar naan tey couple comme ni ko Rosalie waxee
jigéen dafay waxtaan jigéen dañuy waxtaan ak góor mais des fois góor ñi il faut que ñu waxtaan ak xale yëpp. ñu mettre leen sur le même pied. amul góor amul jigéen da nga naan bu wàccee kii bu wàccee bu kii teggi sa plate nga yóbbu ko si waañ bi. keneen ki teggi sa plate xoolal dañuy jàppalante. parce que même tubaab yi nga xam te ne des fois moom la ñuy am tendance leen roy mais xool leen des fois seen conflit góor ñi dañuy def tâche ménagère. dañuy yëkkati di koy teg. ñaari nit couple sax bu ñu décidé am doom da am kenn ki naan damay bàyyi liggéey bi pour toppatoo xale bi. mi ngi noonu moo tax aujourd'hui il faut que termes yi comme ni ko Rosalie wax il faut que ñun tamit sensibilisation bi ñu jéem ko accentuer encore sur l'utilisation même des concepts la compréhension même des concepts. parce que concept tam bu ñu ko tegee fii dañuy wax autonomisation des femmes autonomisation des femmes dañ see dugal tellement de choses à l'intérieur que finalement yow boo defoon daal yow mi si comprendre noonu tuuti sax da nga siy perdre. parce que tellement il y a beaucoup de choses comme entrepreneuriat féminin man entrepreneuriat féminin des fois damay waxtaan ak sama maam moo kiyee nii damay ñëw ma ne ko dañoo nekk di def benn kii entrepreneuriat féminin mu ne ma luy loolu. moo ko expliqué mu ne ma moom mooy li ñu daan def ñun bu njëkk ñun jaay bi ñu doon jaay di defaraat di investir amul lu si changé xëy na yéen kay yéen a bëgg a indi changé tour bi teg leneen te comme ni nga ko waxee donc entrepreneuriat déjà jigéen ñi man na jigéen sax ni ñu koy def góor est-ce que góor ñi dañ koy def parce que les femmes sont plus dans l'informel et puis entrepreneuriat dañ ko encadré wu mais loolu la ñuy def jaaykati gerte bi nekk si kii mais loolu lay def entrepreneuriat kii def leneen loolu la ñuy def donc il faut qu'on ñu décomplexer société bi ñu jéem a xoolaat naka la ñuy nu mu tooti revalorisation bi tamit yaa ngi koy wax y a des femmes de valeur mais souvent quand on parle de revalorisation on a l'impression que dañuy bëgg a revaloriser waat alors que am na loo xam te mi ngi fi xëy na dañoo war a jéem a kay xool ni naka la ñuy est-ce que faussé ñu le débat Sophie nga baal ma dagguma la de juste une petite question xam nga fu ñu faussé le débat mooy li nga xamante ne moo informel la ñu war a jël formaliser ko pare comme nit ñi xam fu ñuy teg xam yoon bi ñu yaw tey jii man Rosalie Awa Mame Diarra bu ñu bokkee ci benn kuréel organisé wu def GIE commencé di jaay commencé comme Auchan yi nga xamante ne tey jii ñoo porté plainte suñu doom yi tey ñuy ñëw ñu leen di jox gerte caaf di leen jox gerte suukar di leen jox araw di leen jox loolu noonu yëpp ñu dem ba organisé wu ba tey Awa xam ni moom lii la bëgg a def tey jii mun na demal boppam banque utal boppam ay financement utal boppam ay fonds dem jënd ji ñëw indi teg moom it mu demal boppam jël yeneen xale Mame Diarra waxi nopp pour jeexal li nga xamante ne moom mooy pour ñaax nit ñi ci jëm ci wàllu consommation locale ak utal ndaw yi liggéey est-ce que tey jii loolu la ñu war a gën a accentuer wu que tey jii ma ñëw ci koñ bi organiser wu GIE Rosalie dem seen koñ def fa association kii dem seen koñ def fa GIE association yi mujjate bi nga lim ay 1500 associations ak 40 millions de GIE yoo xamante ne à la base sax njëriñ bi ñu ci doon ut du la ci am doo ko ci am est-ce que tey au départ foofu foofu la ñu waroon gën a accentuer wu comme ça ndaw yi xam ñii di ñaw bu ñu dajaloo xool ñu dem ci financement jënd seen machine tijji seen entreprise jël yeneen ndaw jàngal leen organiser wàññi liggéey wàññi chômage bi waaye itamit jàppale leen ci consommer local parce que tey jii dafa bëri ki nga xamante ne moom mooy dem jëli ji ay bagages am dem jëli ji lépp et tout wala di jaay loo xamante ne moom ci boppam du ko utiliser moom li mu lay jaay ci boppam da ko fay bàyyi dem utiliser li nga xamante ne moom la ñu importer est-ce que tey foofu ngeen waroon gën a accentuer li nga xamante ne moom dëgg la gisa leena pour gisa Covid bi rek si boppam Covid bi kese war nañoo jàngal lu bari parce que boo xoolee Covid bi mu ñëwee jigéen ñi liñ si góorgóorlu te c'est parce que ni nga wax ni informel bi ñu ngi si njaay mi ñu ngi si kii bi moo leen tax ñu bari téewoon seen ménage parce que xëy na seen jëkkër yi dañoo nekkoon si ay kii yoo xam ne ay ouvrier lañu ñi ay contractuel lañ après liggéey bi kii ñoom ñoo def kii mais benn instant man maa ngi leen ko doon wax bi ñu doon wax affaire bi ñu leen doon jàppale si pour entreprise yi nga xam ne ñu ngi doon kii mais ngeen yaakaar entreprise yan lañ doon gën a jàppale mooy ñi am kayit parce que tam fu ñu nit tamit muy nekk état mu nekk ku mënti doon buy dugal forme da koy dugal foo xam te ni kooku am na kayit boo xam ne moom dina ko justifier ils sont formels loolu rek Covid bi rek war na tax tey entreprise yi yëpp muy ñu jigéen ñi surtout ak ndaw ñi ñu jéem a xool naka lañ koy formaliser parce que souvent lan lañ siy daw bon xëy na du ma ne ñëpp a koy daw loolu am na ñoo xam ne xamuñu ko mais lu si bari impôt boo waxee day naan kii yi ngay fay boo fisc bee yooyu noonu mais mieux vaut nga fay fixe te nga am sa lu formel loo xam te ne tey foo mën a déposer pour ñu jàppale dina la mën a jàppale ki nga am loo xam ne tey xëy na yaa ngi koy am mais mënoo koo vraiment nu mu tuddati woo koy mënoo koo vulgariser te li nga bëggoon visibilité bi nga si war bëggoon a am waroo mënoo ko see am te ñu ci bari jigéen yu bari tey macha allah ñu ngi liggéey si domaine boo xam ne tey bu ñu leen jàppalee si côté boobu rek merci beaucoup Sophie restez scotchés devant vos écrans tout de suite ñu dugg bi ñëwaat sur le plateau de Toi-même tu sais
toute l'actualité nationale et internationale. Vos émissions préférées et les débats les plus chauds. Vos émissions et plateaux religieux. Le meilleur du sport de chez nous et d'ailleurs. Les films, les séries du Sénégal et du monde. Et les émissions préférées des tout petits comme des plus grands. TNT by Excaf, un pur concentré de tous vos centres d'intérêt et divertissement. Offrez-vous dès maintenant le décodeur TNT by Excaf à 15 000 francs CFA seulement pour regarder gratuitement toutes les chaînes nationales du Sénégal. Et avec le bouquet Mana, regardez jusqu'à 86 chaînes à 5 000 francs CFA par mois seulement. Rendez-vous vite dans nos points de vente agréés ou appelez-nous au 30 128 0000. TNT by Excaf, vivez le meilleur de la télé numérique terrestre partout au Sénégal. de retour sur le plateau ah Aïda Mbène Niass nuyu naa la ziar naa la. maa ngi lay fay Léna di la delloo ziar. lan nga wax tey ci bés bi nga xamante ne moo mujj ci weeru jigéen ñi. waaw rafetlu ko bu baax di magnifier nag plateau bi nga xamante ni tey yaa que des femmes. merci ñu amoon waxtaan bu am solo. avec des tagal faut préciser ah. y a que des femmes avec des tagal. avec des tagal. merci sauf man malheureusement. rafetlu nañ ko bu baax ak toutes ces idées yi nga xamante ni génn na tout au long du mois ak DTV liggéey bu am solo bu mu ci def ànd ci ak ay jigéenam vraiment c'est à saluer ñuy sàkku nag ci lancé bi nga xamante ni dugg nañ ci mu bañ a yam tout simplement ci mois de mars bi ñu gën a promouvoir jigéen ñi ak action yi nga xamante ni ñu ngi koy def pour leur développement ainsi que le développement tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais en général parce que jigéen mooy lépp après tout bu ñu ko rek daal di waxee. merci beaucoup jébbal ñu xibaar yi li gën a fës ci bopp xibaar yi. waaw li ciy gën a fës ci marax gi kon dina ci rek daal di bokk li nga xamante ni kon moom moo di rek étudiants yi tey ñu daal di ko yeewoo ñoom ñu nekk ci école normale supérieure ne sumb nañ nag ci kon grève boo xamante ni dina def ñetti fan yoo xamante ni daal li ñuy rek daal di ñaawlu mooy anam yi nga xamante ni ñoom mun noonu la ñuy jàngee jamono ji ci daara ju kawe ja ñuy wax ni nag xeex bi sax dinañ ko gën a taral bu ñu rek daal di kon fësalul wala boog taxawul ci seen càkkuteef yu ni mel waaye itam dinañ wax ci biir xibaar yi li nga xamante ni kon moom moo ñeel rapport bu département d'état américain bi wax ni kon ci wàllum ak yelleefu doomu aadama Sénégal daanaka liggéey ba mu ca war a def daanaka des na lu baree bari ndax dellu na ginnaaw ci wàllu wu ni mel kon bu ñuy sukkandiku ci kii kon di directeur exécutif bu Amnesty International daanaka day wane ni Sénégal kon dettu na ginnaaw jamono joojee nag ku ci mel ni njiital comité sénégalais des droits de l'homme daal di dàq kon lépp lu tukkee ci boobu les rapports waaye dinañ wax nag Covid 19 bi ak la mu tax ñu ñàkk ko ginnaaw atum lëmm bi nga xamante ni ci lañ daal di tey jii ci fanweeri fan ci weeru mars bi lañu daal di wane ni la ñu amoon kon suñu perte bu njëkk ci kon dundu muy di Pape Diop ci kon geneen wàll ga ñuy rek daal di wax ni ci secteur informel bi moom lu toll ci téeméeri milliards fi mu nekk nii ñàkk nañ ko loolee lépp tukkee ci mbasum Covid 19 bi yii ak yeneen i ponk leena dinañ ko boole daal di faram fàcc ci marax bi. merci beaucoup Aïda Mbène Niass bu 19h jotee nga daal di ko yaatal ci ni mu gënee. incha allah. ci la ñu bokk ñu ànd ceeg Mame Diarra mu dalal ki nga xamante ne moom mooy Kouna Diop di ñawkat couturière ñu nar a waxtaanee situation des personnes vivant avec un handicap quel accompagnement pour les femmes accompagnement yi moom war nga ci wax moom ginnaaw association yi ak lépp li nga xamante ne moo jëm ci réseau yi. ak réseau des femmes yi. waaw day nekk loo xam ne lu am solo la leen tey li ñuy waxtaanee dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que bu ñu nee jigéen aussi jigéen yëpp jigéen bépp jigéen rek jigéen nga moo xam jigéen bu valide wala jigéen buy dund ak laago te boo xoolee jigéen yi dund ak laago leen mosuñoo dellu ginnaaw benn yoon ci liggéey ci xeex meeg ci lépp ci kër geeg ci lépp jigéen ñi yi nga xam ne dañuy dund ak laago ñoom it ñu ngi wane seen participation ci li nga xam ne mooy waar wi gannaaw loolu dama fay dalal Kouna Diop muy couturière nga nekk couturière boo xam ne xam nga bu ñu déggaan couturière dañuy gis muy ñëw ay yére ay taille basse mais ñu gis ne yaa ngi ñëw ay yére ay taille basse mais ay sac en wax moom ngay gën a ñaw lan moo la xiir d'abord ci wax lan moo la lu tax aussi nga taamu ci ay sac ay wax la ñuy ñaw ak saag kii saaku ceeb yi ñuy sànni moom la ñuy jëlaat defaraat ko jël wax bi dugal ko ci biir ñaw ko ba mu nekk sac daal di ko jaay dañuy defaare ay sac mariage yéen jigéen ñi comme ça kuy def ay mariage yooyu noonu boobu dikkee ñu defar sac papier dañ koy defar sac papier comme ça kuy def mariage rek boo ñëwee ñu defal la si baax
am nañ machine boo xam dañ ciy def ay logo yaay tànn sa bu la neex defal leen ma da ngeen di waaj bu ñëwee rek ma defal leen tànn sa bu la neex boo bëggee loo ñu defal si loo bëgg ñu bindal la ko si ñu defal la ko nga jël waaw comme léegi kay jaay sachet xam nga mën na def lu bari comme yow mi ngi wax naa da ngay jaay ay ki araw yee yooyu noonu boo ñëwee def commande ñu defaral la ñoo ko bëggee rek ñu defaral la ko mu baaxee dañuy defar ay saak da def ci araw bu congelé de est-ce que yéen a ngi xalaat defal ci yu congelé yi parce que li boo defee araw bu congelé day fëkk boo ñëwee ñu defaral la yeneen yoo xam ne day def yooyu pour yooyu yeneen ni saak ñun ay saak si saak la ñuy yëngu ay saak vaccin saak papier ay yére sax dañ koy ñaw ak yëpp mais ñan ngeen di gën a gis comme client ñu ñëw jënd ci yéen ay touristes wala ay Sénégal tubaab yi sénégalais yi la ñuy gën a gis tubaab bi la ñuy gën a gis sénégalais yi moom dañu leen gis tuuti rek gis nga lii laay wax ci consommation locale bi waaw gis nga ba pare affaire feebar bi dem commencé nii suñu liggéey doxatul ndax gisatuñ tubaab yi xam nga ñëwatuñ dañuy daw ñu bari gisatuñ leen kon li ngeen ñawoon yooyu yëpp dafay stocké ñu ñëw yëpp dañ ko fay ñaw rek teg gisuñu kenn kon ci benn sénégalais yi ñoo jënd sénégalais yi ay benn rek ñooy ñëw yenn saa yi ci consommation locale bi nga war a waaw xam nga leena li ñuy waxate nii xam nga consommation locale kuy xool koo xam ne da ngay jël say vax ku ne xam nga ne taille basse lañ ko xamee woon wala marinière nga jël sa vax ñëw ko sa saak mu nekk loo xam ne vraiment lu am solo la mu dem ba sénégalais yi ci boobu man laa xamul lan moo leen dal man daal xaw ma non man xaw ma dëgg la dem naa wax de xam nga tey ji léegi nga jël sa topp taille basse vax aj sa musóor gàddu sa saaku vax mais da ngay africain de da ngay def moom da ngay africain ba pare li ma gën a neex mooy ñi koy liggéey ay waylaago la mais xam nga waylaago écoulement am dafay nekk loo xam dafay jafe mun na liggéey at te du am écoulement bu normal bi mu war a am parce que liggéey balaa moo neex yow nga liggéey tey jaay suba defar tey jaay suba mais bu dee da ngay defar mu toog ay 6 mois du jar day nekk aussi loo xam ne loolu dafay nekk loo xam ne dafay xaw a metti mais lii loolu naka ngeen koy gérer ak liggéey bi nii jafe-jafe yi en tant que des personnes vivant avec un handicap déplacement yeeg jafe-jafe yeeg machines yeeg matériels yi ñu ngeen koy jënd jeeg yooyu metti rek buñ koy jënd ji suñu déplacement xam kenn ku ne xam nga déplacement handicapé metti na di nuyu waale sama waa atelier suñu waa asos bi maa ngi leen nuyu Mati Diop tonton Moussa Doudou Diop di nuyu sama Firdawsi nag sama jëkkër Abbas Faye maa ngi koy nuyu di ko siyaar di ko jox wàccu waayam ñoom ñëpp si liggéey bi la ñu ngi si fi mu toll ñu ngi atelier ba nii di liggéey di dóor waar am na ku waaye nag yéen dem bu liggéey bu ngeen di defati émission bi di leen suuraale borom puus-puus yi ndeysaan ndax xam nga fii borom puus mënu fee yéeg am na keneen ku waroon a ñëw kooku moo gën a comprendre affaire yi yëpp waaye puus-puus la yor moo tax mënu woon a ñëw léegi moo tax mu tey ma teew léegi nga dëgg dinañ ci gën a bàyyi xel loolu tamit ci inclusion yi xam naa Rosalie dina ci dugg ndax bëri na fi ay bërëb yoo xamante ne sóoraale ñu leen ci boo leen ci dem dañu ci am lu bari ka dañoo war di sóoraale xam nga fii tey bu fa borom puus bu bëggoon a yéeg day metti si moom torop sax ba léegi day leen ko sóoraale bu baax a baax waaw liggéey bi moom doxul na mi daan doxee waaye ñu ngi góorgóor bu baax bañ a tàllal loxo rek yaa ma gën a xam nga sax su nga toog tàllal loxo kiiwul ñun dañuy dóor waar ñun handicapé surtout jigéen ñi handicapé dañoo am jom maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar est-ce que bu jarulee du ngeen ko jaayaat ci seen biir bu jaru buñ bëggee jaayaat suñu biir ko ñun bu ñuy jaayaat suñu biir ko amuñu xaalis bu mën a nekk réseau jigéen ñi ndax yéen comme ça réseau des femmes yi ngeen waaw doo ko waaw garaaw mi seenaaw garaaw jël Rosalie waaw suñu bokk tamit d'abord ban accompagnement damay interpeller femmes yi parce que je crois que bu ñun ñëpp jàppalante woon ñu bëri duñu nekk au chômage si naka yéen a ngi liggéey ci wàllum transformation problème emballage dañ koy am te emballage boobu da leen di tere ngeen exporter ñoom ñu ngi di def ay emballage pourquoi pas ñu créer benn link boo xam ni femmes yi yëpp dinañ ci mën a nekk mu nekk benn réseau ñii dinañ soxla produit li nga xamante ne mooy matière première bi ñu tibbijee ko ci femmes yi nga xamante ne ñoo nekk à l'intérieur du pays ñu leen koy jox yéen boo leen transformé ba pare ngeen yóbbul leen li matière bi nga xamante ne moom ngeen di soxla également ngeen jox ko ngeen dem buti jee ko ci ñële mu nekk partenariat boo xamante ne ce sera gagnant-gagnant te ñoom ñoo ciy am kii moom it wax na benn interpellation boo xam ne bu am solo la mu di wàllum infrastructure yi adapté pour ñoom à la limite duñ leen bàyyi xel dañ leen di fàtte le plus souvent te muy ci oto yi bu ñuy yéeg arrêt bus yeeg car yeeg yooyu dañuy am problème pour mën cee yéeg entreprise yi tamit buñ leen di tabax sax
du ñu bàyyi xel ni peut-être que kenn koo xamante ne personne vivant avec un handicap la dina fa war a mën a liggéey. mairie sax pour certificat de mariage booy dem wuti ji ay papiers c'est pareil donc il faut que ñu xoolaat loolu yëpp tamit ci wàllu politique de développement bi nga xamante ne moom la état bi di teg sur pied mais sama interpellation boo génnee na la jox kartam. non amul benn problème kon du maa ngi lay féliciter ñu jàppale leen. macha allah parce que nekk handicap nee naa si xel la. mais du jëmm nit. bu teg sax ne sa bopp ne handicap nga. mais déjà li nga fi liggéey am na koo xam ne mu ngi ak ay loxoom ay tànkam te liggéey ko fi. loolu rek succès la. loolu rek réussite la. mais leneen li may wax mooy da ngeen di vulgariser li ngeen di def. maanaam dem si ñi nga xamante ne ay organisation féminine lañ maanaam si kuréelu jigéen ñi wan leen maanaam jour yi nga xam ne ay cotisation dafa am ay natt dafa am ñun ñëpp dañuy def ay cérémonie des fois dañuy def ay cérémonie religieuse def ay conférence ñi def ay cérémonie ngontal Maam Jaara ñi def ay ngontal Sëñ Babacar yooyu dañ siy soxla di def jus def si boisson wala lu mel ni ay beignet donc bu boobaa liñ doon toog buñ ñëwee présenté leen ko kat ne ñun dañuy jaay ay sachet donc bu fekkee da nga am ay manifestation di ngeen ko mën a jënd te dinañ leen mën a jàppale tey ñoo defee leen sax peut-être un bas prix pour ngeen mën ñu accompagner loolu day baax pour que yéen ngeen mën a vulgariser maanaam lii ngeen di produire pour mu mën a gaaw daal beneen bi aussi mooy ñi nga xam ne ay responsable lañ ñu nekk fa il faut aller leur demander pas un soutien parce que man nee naa dama contre nit tey li la ñëw rek ne la am maa la jàppale lii déedéet parce que jàppale boobu bu la jàppale bu ëllëgee mu ngi xaar en retour yow nga topp sa ginnaaw man damay bëgg yow nga gëm sa bopp liggéey sa bopp ñoo xam ne yow li nga liggéey am na résultat ñoom bu boobaa ñoom ñoo lay soxlaa boo demee nag ba xam ne ñoom ñii kat dañ la bëgg a utiliser joxuñu la cër wala joxuñu la sa gëdd nga continuer waat sa liggéey te xam ne revenu ba nga fay am moo la mën a apporter beneen bi nga xamante ne da nga ko wax léegi muy saag yi ngay def tey mën nañ am foire moom gëj na am mais xam nga ak pandémie bi mu ñëwee dafay am lu bari loo xam ne daf ko ravagé mais peut-être tey jii bu fekkee ne dañ dem ci école yi présenté ko proviseurs yi ñu wan leen ne leen saag yi kat élèves yi mën nañ ko jël bi école tëjee ñu mën nañ leen defal ay sac au dos xam nga jaay leen ko à bas prix proviseurs yi peut-être mën nañ ko proposer parce que y a des centaines d'élèves xam nga les meilleurs élèves ñu touché leen ko dinañ leen ko mën a jox te y a beaucoup de facteurs yoo xam ne potentiel yoo xam ne yow mën nañ nga am accompagnement mais xam naa rouage yi nga war a jaar pour yooyu yëpp mën a aboutir moo ñàkk mais après dinañ gisante tout à l'heure beneen bi mooy infrastructure yi nga wax man dem naa Amérique en 2000 non pas en 98. pour te dire que dama ànd ak sama grande sœur ma gis waaye laa ko buy jéggi ma ne waa mais kii naa dem jàppale ko mu jéggi ma sama sœur bi ne ma non fii loolu amul fii de ma ne ko lu tax mu ne ma mooy jéggal boppam xaaral rek ba nga gis ko ma gis ko mu dem ba si feu bi bës bouton bi signalé ne ko vous pouvez traverser mu doog a traverser mais xoolal loolu ak léegi ñaata at la ma dugg a benn information loolu am na fi dañoo poqati bouton yi am na fi de am na fi ci feu yëpp da ngay dem taxaw mu am lu ñuy bës nga toog mu jox la signal day wax ak yow jéggil la en français et en wolof mais dañ koo dindi bu dul dindi bi sax ñu si bëri xamuñu ko. information mooy problème bi déjà information bi jàll ba pare nit ñi ci waxam fii loo fi da xam nga def sa banque sax xëy suba doo fekkati banque ñu jël banque dem daaj ko ci cours yi ci buntu kër yi effectivement moo tax ñu ne éducation de base foofu la ñu war a solo ndax loolu yëpp culture la ak civisme manque de civisme bi manque si ba ñu génnee éducation civique ca école ya kay moom la civisme manqué parce que boo xoolee bu njëkkoon boo duggee oto gis sa moroom bu papa da ngay jóg jox ko mu toog wala aussi nga gis sa moroomu yaay mënul jàll nga téye jàppale ko mu jàll mais loolu yëpp amatul donc yooyu aussi dañ si war a communiquer maanaam def dara mu rafet mu nekk un bijou te nit ñi comprendre ñu lan lay jariñ amul sens donc comme ni nga ko waxee loolu man lay wax nii man Amérique gis naa fa femme yoo xam ne ñoo yor bus yi di dawal mais bu amee handicapé am nañ genre ascenseur boo xam ne si bus bi muy wàcci palier bi yow handicapé bi yéeg bus bi avancé ñu après dañuy am seen place réservée kenn fa taxaw place réservée te man maa ànd ak sama frère ñu dem si benn supermarché ñu dem gaari si benn parking boo xam ne c'était réservé aux handicapés ñun daal dañu ñëw rek nekk te kii bi amende bi tegal nañu si paradis nañu amende ma ne ko waa yow mu ne ma yi fi ma gaare war ma fi gaare parce que stationnement interdit la c'était prévu pour les handicapés ma ne ko xam nga loolu tamit metti na mais ñoom dañ leen war a accompagner état bi war na leen jàppale mais responsable yi nga xam ne ñoo nekk si seen base war nañ leen jàppale
les femmes de développement yi nga xamante ne ay actrices de développement war nañ leen jàppale volet communautaire yi bàjjenu gox yi xam nga war nañ leen jàppale parce que yooyu yëpp day retourner tey ci biir njaboot gi donc mais maa ngi lay encourager vraiment di la féliciter nga xam ne li nga def ni bu la neexoon toog ci buntu chirurgie tey loolu defe naa léegi dépassé ngeen ko liggéey ngeen wax te yéen a ngi ci kon ñaan na yàlla def jàmm waa leena ñi dañ leen war a jàppale bu baax a baax ndax koo xam ne tey jii nii mu nekk waylaago demul taxaw tàllali ay loxoom waaye dafa préféré tey dóor waar ba am ci loo xam ne moom da koy mën a fajee soxlam kon nag day laaj état taxawu leen bu baax a baax a baax parce que tey ñoom sax seen jàng laata ñuy màgg sax dugg ci école yeeg jàng bi na mu waree problème bu rëy fii ci Sénégal rawatina ñu dem ba màgg bëgg a demal seen bopp di créer li nga xam ne mooy consommation locale parce que seen saag yi c'est important mun nañ ko utiliser ci anam bu mën ci doon saag nga jàngi école saaga pain jël ko saak nga solu def ko téye ko mën nañ ko utiliser ci lu bëree bari mais tey ñun dañuy am fii benn problème mooy exporter suñu ay produits même ci domaine mu famille transformatrice yi bu ñu defaree seen ay produits ba pare ñu si bëri sax pour écouler ko fii ci marché bi fii day doon benn problème un souci xanaa mu nekk dimbalante seen biir mais après bu dul loolu sax ñu exporter ko yóbbu ko à l'étranger ci foire yi jaay ko mais yooyu état moo ci mën a taxaw surtout que ñi nga xam ne ñi ngi demal seen bopp jaara chaque jeudi mu kaas seen carte bi nu mu tudd égalité des chances boobu chaque jeudi jaara da koy kaas kon état dafa war a taxawaat xool xam ne ñii dañoo bokk ci population bi ñii dañ leen war a dimbali bu baax rawatina ñoom bu ñu demee ba nga am na benn association ay waylaago yoo xam ne ay étudiants lañ dañu jàng ba pare mais pour ñu insérer leen ci li nga xam ne mooy ci service public yi c'est tout un problème kon vraiment nag nañ leen dimbali taxawu leen parce que ay jàmbaar lañ préféré nañu jàng préféré nañu liggéey ko toog seen kër bañ ñu leen di xoolee ni ay handicapé lañ parce que handicapé comme ni ñu koy waxee rek ci xel la mais du ci yaram. merci beaucoup Awa Mame Diarra. waaw léegi li may tëjee rek xam nga sénégalais rek ngay xeexal mu naan la maa ngi sa ginnaaw seetlu li ma waxee sénégalais rek ngay xeexal mu naan la non maa ngi sa ginnaaw yooyu moo war a jeex gis nga dañoo toll non sénégalais xeexal ko seet maa ngi sa ginnaaw la lay wax gis nga man fépp fu ma munti bokk fépp fu ma munti dem su ma bokkul si ñuy jiite du ma bokk man loolu sama philosophie la fépp fu ma munti dem damay jiite fépp fu ma munti dem du ma ne maa ngi seen ginnaaw parce que koo ne maa ngi sa ginnaaw defal maa ngi sa ginnaaw mu def lu la neexul te doo ko mën a dindi koo ne maa ngi sa ginnaaw lu day def lu la neexul te bu boobaa doo ko mën a dindi ndax yow yaa ko ne maa ngi sa ginnaaw waaye defal maa ngi lay xool bu jaaru yoon ma teggi ko teg fi lu jaar yoon instant yi philosophie boobu la muy personne handicapée muy personne valide ñëpp loolu lañu war a am xam nga nekk handicapé di dem xam nga papier yi dafa nekk loo xam ne dafa diis leena tey jii woo demoon fi nga koy jënd jee dafa diis handicapé bu àndut ak valide du ko mën a transporter moo tax des fois damay contre ñuy jël ay école ber ko pour ay handicapé nga jël xale bi li ñuy wax à bas âge nga tàggat ko da nga ko ber nga tàggat ko da nga ko ber ba mu dem ba war a génn nag pour dem si yeneen école yu mag yi dootul mun a bokk ak ñi nga xam ne amuñu laago parce que dañ ko beroon à bas âge am insertion sociale ñooñu aussi xam ne muy waxanteex nit ñi ñooñu aussi dootul duñ ko mën a accepter parce que ñoom xamuñu woon handicapé bi mais tey bu ñu jëlee ci éducation inclusive yi nga dugal leen war ne silmaxa bi yéen ñaar yéen ay bokk ban moom day jàng yow ngay jàng te yéen bokk benn programme tey boo demee ba am problème yow kooku nga xam ne dara jotu ko moom moo lay jàppale parce que boole woon nañ leen à bas âge carte égalité man neexuma xam nga neexuma fu égalité am rek différence dugg na te ñun ak yéen warul am différence handicapé soxlawul égalité équité la soxla parce que bu dee équité la ñun ñëpp ñooy yem mais bu dee égalité différence dugg te soxlawuñ différence ñu ngi ñaan nag mois balaa mars bii di ñëwaat jigéen handicapé bi développé allah mooy sa avis allah sa cri de cœur bi pertinent rek boobu tam maa ngi félicité bu baax madame Diop vraiment seen liggéey rafet na parce que man mas naa dem seen benn kii bu nekk Wakam fi ñuy defaree ay saaga yu waa kay ak ay poterie vraiment dañuy defar yu rafet dañuy defar yu rafet loolu la dañuy defar ànd yu rafet bu fu ñëwee dañu lay defar ànd yu rafet foofu
Colomé ak Afo ñaari kii moo fa nekk. mix la. yu rafet lañ fay def. boobu moom rafet na trop et puis peut-être suggestion mais jox bañ a tamit toog rek bañ a taalal loxo. surtout ça comme ni ñuy wax ci organisation de femmes ak des jeunes yi synergie bi nga xam ne dégg la Awa mi ngi doon wax naa synergie bi ba léegi des na mais association handicapé yi tam dama yaakaar ni foo côté boobu tam ñu travaille ko parce que yaa ngi wax problème boobu noonu man gis naa benn association boo xam ne ñu ngi travaille ak ñoom côté tout ce qui est comme infrastructure ngeen wax nii dañoo porter plaidoyer ba document la ñuy def fu ñu dem muy partenaire bu mënti dem dañuy dem pour kaasa yoonu yaakaar naa aujourd'hui tamit yéen tamit seen association organisation yi soxla na benn instant ngeen toog waxtaan ngeen portendoo même plaidoyer bi comme ça day gën a yombal xëy na nu mu tooti autorité yi kii bi ñu si nu mu tooti doole bi nga xam ne moom ngeen mën a jox plaidoyer boo leen àndee yéen ñëpp dina am ay avancées si domaine boobu noonu parce que gis naa quand même association yoo xam ne ay jeunes lañ peut-être ay jeunes lañ mais ñu ngi siy def vraiment liggéey bu rafet a rafet. En tout cas merci beaucoup ñi nga xamante ne ñoo partagé plateau bi dañuy commencé ak ki nga xamante ne mooy Mamita Lo Fatim Lo on te remercie di remercier ki nga xamante ne moom mooy madame Khady Diop Sow ak Sophie Ndiaye Sy di remercier bu baax ki di Kouna Diop waaye tamit di remercier di sant ki nga xamante ne moom mooy Mame Diarra pour les fashion mention spéciale à notre Awa la Casa 16 mention spéciale à la deuxième Casa 16 Rosalia ñu ngi leen di jox rendez-vous demain inchallah même chaîne même heure d'ici là restez avec les programmes de la DTV. Thank you.